bëggul benn sénégalais wala benn jullit am loo xam ne lii daf koy yëg ci yaramam muy mettit soo bëggee gis ki koy saafara bul sori demal ci sëñ Muntaxa mu tedd bi dina bari ñoo xam ne ñi le suñu amee fii kër danañ ko jaay jalis ñu def ko gratuite ca Touba di nga gis ñu jaay seen kër ñoom ñëpp tuxu da koy jar fekk Xaadimu Rasuul parce que bari na ñoo xam ne ñii ñu sonn luñ ci réew mi chaque jour ñu bëgg a fay 65000 par séance nga bëgg koo def ñetti yoon ci bés ci semaine bi ku ko mat kooku nag bu defee boobu ndimbal ñu récolté lu mat ay 800 millions et quelques yooyu yëpp ñu ma koo tàbbal ci jalis dëgg daal sëriñ bi daal dañ koy ñaan rek yàlla guddal fan sa waaye nag bañ a soññee rek waaye nag 30 millions ku ko dugal ci mbir mooy soññ naa leen lu ci waaye am na ko ci def wallaay mbay du yendu de cey sëriñ Bamba kenn du moom du yendu waaye tonton Garmi man li ma neex ci sëriñ Mountakha mooy day indi ay solution c'est-à-dire que heure bu ñu nee dëkk bi am na problème mujj coronavirus bi xool nañ tey bi nit ñi toogee amatuñu liggéey nit ñi toog seen kër moom moo njëkk a jóg yëkkati xaalis dugal ci ne lii dimbale naa ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk impacté du coronavirus yeneen ak yeneen à chaque fois que problème am ci dëkk bi day jug du xaar kenn jiitu comme ça ñeneen ñi dañuy sawar sax topp ci waaw xam nga Bijou wolof dana da sa maam sa ta koy jël maamam ju tëdd ji suñu maam jooju Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu dafa am wax bu mu waxoon te mu jar a jàngat te wax bi nekkul waxu kese mais dafa ànd ak jëf dafa waxoon ne allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri za naf'in bila darari sëñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na yàlla moo may ubbil buntu yi may jàll allahu yansuruni buntu bu ma bëgg dugg rek jàll fa rek yàlla ubbil ma ko ma jàll yàlla mooy may taxawu zahir yàlla moo may taxawu baatin yàlla moo ma féete fu nekk si waxin yàlla daal moo ma wër ndomb si waxin ngir ñu mën ma gën a dégg ñu teg si mu ne wal xalqu tatba'uni ba noppi tàggatal ma mbindee fi ñoom ñu sopp ma ndeysaan képp ku baax bëgg nga Serigne Touba radiyallahu anhu moo tax waxuma sax murid mais képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa dërëm war na tàbbi si lii ndax sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axihi nee na boo bëggee yàlla nekk si say service yow jaamu yàlla bi nekkal si service yu jaamu yàlla yi dëgg la yaa ngi dëgg moo taxoon doomam ju baax ja Serigne Fallou radiyallahu taala anhu waxoon na ne jaamu yàlla si jaami yàlla yi léegi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu seen maam ja waxoon ne wal xalqu tatba'uni mbindeef yi topp ma bëgg ma sopp ma ndax ni mam jubboo ak sama borom subhanahu wa taala mu ne fil barri moo xam si jéeri gi la mbindeef yi si jéeri gi bëgg lu baax ñu ngi ànd ak man bëgg ma sopp ma moo xam si géej gi la mbindeef yi si géej gi itam ba ma jaaree sa géej gi noonu lañ ma leen ak man ñu ne ko waa Mbàkke lu tax ñu topp la mu ne za naf'in bila darari ndax topp gi ñu ma topp njëriñ dong lay doon si ñoom adduna ak àllaaxira te amul daray loraange te loolu la nga siy déggee mooy sëñ Muntaqa ibnu Muhammadul Bachir radiallahu anhu ibnu Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu li mu def dafa feelu rek ka nga xamante ni moom moo di maamam ja si mbaax si yiw ak taxawu ña nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ak taalibe yi ndax tey jii nii boo xoolee si suñuy nopp ñu ngi nettali suñu maam Cheikhul Khadim radiallahu anhu ne yëre ya mu daan sol amul jiba ñu jéggal ñu si kàddu gi maanaam amul poos lu tax ndax lu ñëw rek tege si loxoom di addiya mbaa leneen rek jël na ko joxe ko kon kooku li ko taxoon a jóg mooy dimbali jaami yàlla yi si seen jaamu yàlla waaye itam ak si seen mbiri àdduna te doomu aadama boo ko taxawoo mu wéradi nga taxawu ko si si wér ba mu wér ba tey jii ni mu mën a séqi benn tànk mën a jaamu yàlla lu mu am si yiw dañ la koy bindal kon li ñuy wax mooy jaaraama suñu maam Cheikhul Khadim moo biir su jaay sama maam dafa ne kilifa nu mu tudd ma ne ko maam nan la tudd mu ne ma kii faj rek la tudd jeex na su ko neexoon mu toog ci place bi di tànk xam dalu waaye lu mu dégg rek defe ne loolu dëgg dafa war a faj kooku sëñ Muntaxa kii nag moom yàlla guddal fanam la pédagogie par l'exemple day faj xol yi wallahi day faj yaram yi borom mbégte mi loolu la ko borom bi subhanahu wa taala jagleel waaye bisu si ñaari seconde duñ dugg buntu kër Serigne Touba radiyallahu anhu te sargalu ma soxna May Galas ndax barke dem ba dafa def acte bu fort mbay dafa ñëw ba sama kër jaale sama way jur bu jigéen loolu def na lu rëy de wallahi alazim def na lu rëy de nit a ma woo ne ma dañ ma yóbbante si yow Touba laa jóge fu sa kër nekk ma tegtal ko mu yëg sa wooma ma génn fekk soxna si toog si kanamu oto bi loolu seen jukko moom kay gis nañ la nga koy partagé ndax xol bu ma di ko xool xaw ma lu may wax mu ne ma surprise sama doom nga ajjuma laay doore yëg na sa way jur bu jigéen dafa lax ñetti at teguma sama tànk ndakaaru yaa ma fi andi Touba laay añee ji
loolu nag rëy si man lool ndax soxna May Galas ñu ne kuy wéy juróom bu góor ñu ne Sëriñ Fàllu Mbàkke kuy wéy juróom ñu ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bokk sëñ Abdou Karim way jur bu góor ak way jur bu jigéen loolu yaakaar ne ne tawfiq mënu ko gën a rëy kon bu ñu duggee si ëttu maamam bii di wax li maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla may ko mu dund ba sët yi di ko teral moom ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp radiyallahu anhu ak njabootu kilifa diina yi nekk si réew mi yëpp li mu def naan alaaji acte bu rëy la rëy na si man lool non yow kay nu mu la touché ñun gis nañ ko waaw ma ñetti at teguma sama tànk Ndakaaru yaa ma fi indi te damay delluwaat Touba jàdduma fenn jàmbaar gi yàgg na ci moom lu leer laa lay wax bi wuy juróom bi nekkee tubaarkàlla te coiffé tool yu baree bari ci jigéen ñi njëkk a jàng dawal ci gypse lay yéeg di wër toolu bàyyi ndeysaan di ko liggéeyal loolu tatewul tey de am na loo xam ne lii ça ne date pas d'aujourd'hui ci jigéen ñu jàmbaare yi mat sëkk li nu doon néewul su ma doon góor soxna May Galas moom daf ci bopp am nga gan amoon nga gan gu tedd boo xam ne gile képp ku Sëriñ Fallu dëgg-dëgg di wuy juróom jox na ko cër ñoom ñëpp ku ci nekk am na ku ci nekk koo xam ne kile dëgg-dëgg xoolee woo ko Sëriñ Fall sa gan gu kenn gënu laa màgg gan kenn déedéet ci réew mi mu nekk yàlla guddal fa dem te sàmm la gën a neex sa wax jana ma ñàkk nga way jur bu jigéen wallaahi waaye ñàkkuloo yaay maa ngi nii toog loolu for na suñu loolu yow de ñanaa la ci ndey nag yal na yàlla guddal fanam waaye bàyyil ñu bokkaat koog yow rek ñu bokkee ak yow soxna Baali Muntaxa sunu yaay la sa yaay sunu yaay la doon soxna Baali Muntaxa moom tam soxna Baali kenn du moom tonton Garmi moom it baax na oyof na bëgg nit man daal bisu soo bëggee dëgg jot ko mu wala téléphone man daal mu accueillir la man xaw ma nu may def ak sama yaay yi rek ñoom ñëpp rek yal na yàlla guddal seen fan ñoom ñëpp amiin bokkaat ak yow waaw man na ko Adja Oumou Ndiaye Idrissa moom itam suñu yaay yooyu rek soxna Ngoone Ndoy sa fis ñëpp rek ñu ngi ñaanal ñëpp gudd fan ak wér sant yàlla sant yàlla en tout cas kuy def daal si àdduna defal lu baax te lépp looy def si àdduna rek la ma sama yaay ja daan wax yàlla na ko yàlla yërëm lay taaye ko yar la ma waxoon rek nit mën nañ ko boole ak xam-xamam toroxal mën nañ la boole ak sa juddu toroxal mën nañ la boole ak sa alal toroxal waaye dañ ko toroxal ndax yaram du am mukk dëgg la de yal nañu yàlla dolli sutura rek en tout cas geste sëñ Muntaxa bi daal ku koo xamante ni bëgg nga sa àdduna ak sa àllaaxira jak foo dégg na ñu ngi ko fay dugal ngir nit ñi mën a faju dawal yóbbu fa sa dërëm ak sa ñaari dërëm doo ko rëcc mukk yal na yàlla guddal fanam amiin yaa rabbi amiin jërëjëf Oustaz tonton Garmi ci précision yi ngeen indi sëñ Mountakha yàlla na fi yàlla yàggal ñun moom li muy def seddal na suñu xol torop borom mbégte mi na ko ñëpp roy ndax lu baax rek lay def boo gisee problème indi ci solution moom dina mel ni li sama patron bi waxoon ma bi ma nekkee 3A Télé Sud nee na ma boo nekkee ci boîte ne fait pas partie du problème mais fait partie de la solution moom ci solution bi la bokk donc tout le temps day indi loo xamante ne day faj solution problème yi ñuy am. La pédagogie par l'exemple. Pascal. non Pascal toj na fi wax na dëgg de. nee na ma fait pas partie du problème fait partie de la solution conseil am boobu moom dafa bokk ci li may jàpp bu baax. Sophie dafa triste tey ndeysaan. Sophie lu ko doon. maamu jëkkëram bu am 102 ans moo génn àdduna ndeysaan yàlla nañu yàlla may ay atam. yàlla xare ko aljana. jaxal yi nag man maa koy nangu tey. bu ko defee mag suuf ñu ànd yóbbul ko monsieur Ndiaye. bu ko jowaale xaalisu xale yi de. incha allah yow li la jox fi mu ne nii dafa nga ne xaalisu xale yi la. mu ngi noonu. dem na ma ànd ak ñi yor seen xaalis ne leen du ngeen ko def ci pouponnière bi ñu ne ma ay waay. ma ne ko jëli ma sama dara di ko jox xale yi. jox leen ko. sama ñaari junni ma may ko te boobu ñaari junni yooyu dong laa yoroon. mais nga jox ko xale yi rek. ba dégg sa bopp yàlla ci journée bi doo comprendre ko. xaar ba 1 million yi ñëw. 1 million yi di ko guddi tonto benn jënd jaan ci pax. léegi nañ jaxal Sophie kon Sophie Massa. waaw kay bisu merci beaucoup maa ngi nangu jaxal bi maa ngi leen di jaajëfal di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp ñoom tonton Garmi Oustaz ex Thioro di nuyu nag mbokk yi xarit yi ñuy seetaan comme ni ñu koy defee rek saa su ne andil leen benn plat boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre comme te nag bisu dañu nekk ci semaine de Pâques tey nag dama leen proposé benn ngalax boo xamante ne di bu simple lay doon di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër yi am nañu li nga xam ni mooy buy pain de singe am nañu sucre cristallisé coco râpé am nañu beurre
raisin muscade fleur d'orange ak li nga xamante ne ni mooy càkkri bi. ci kanam tuuti nag bisu dinañ ñëw rek wan leen li nga xamante ne moom la ñuy defaree li nga xam ne mooy plat du jour tay bi. di masaw bu baax a baax sama goro bu baax bi rek ajaratu Astu Diop ma nga xamante ne ni moom moo perte yaayam tey jii bisu ma nga fële ca waagu ñaay maa ngi koy masaw bu baax di bokk ak moom douleur bi. xam naa ci kanam rek du ñàkk ñu yegg fa xool affaire yi demee bisu Njaay ci kanam. dans quelques instants ñu defar ngalax fi mu toll nii chrétiens yeeg musulmans yi ñu ngi ciy tooñante et puis c'est ça qui fait le Sénégal dafay seddu xol gis naa xale yi di TikTok bu ñu nee ngalax wala caakri bu ñu demee ngalax mbéj bi daal ñu ne leen ngalax yi ren dañ ciy def biir ba mu kii duñ ko jox benn jullit mais Sénégal dafay neex da nga gis feetu Pâques niñ koy xaaree day mel ni limite léegi droit la ku nekk boo amee xaritu chrétien wala dëkkandoo chrétien da lay tibbal et c'est ça qui fait notre charme yàlla na fi yàgg dëkk yu bëri boo demee di leen expliquer cohésion bi am fii ni Sénégal daf leen di sax jaaxal donc yàlla na fi gën a yàgg ndax ñun loolu lañ soxla ci dëkk bi côté diine bi ñu ñëw ak yow ci diine ak jamono ak wàccaayu koor gi foofu nga falleeti tey mais dama ñuy sof tuuti rek si li nga wax dafa nekk loo xamante ni lu am solo la parce que àdduna suñu borom subhanahu wa taala moo ñu sàkk ñun ñëpp ñu nekk ay doomu aadama te amul kenn ka nga xamante ni mën nga fëgg sa loxo ne yaa gën kii wala yaa gën kële déedéet mais ñun ñëpp nañu xam ne ay jaamu yàlla lañ borom bi nag subhanahu wa taala moo xam ëllëg bu ñu demee ana lan lay taxawee ak naka lay doxale ak na lay dogal dama sama sëriñ Maodo si yal na yàlla guddal fanam nee na ma aaya bi naka nit ñi bàyyi xel ma ne ko ban mu ne ma inna allaha binnaasi la raufur rahim man ma suñ borom nee ne man yàlla dama am yërmande ak ñeewante ak cofeel si nit ñëpp waxul si jullit yi kese waxul si chrétiens yi kese waxul si juif yi kese waxul si athée yi kese waxul si ñeneen kese binnaasi dëgg la bind nit ñëpp dama am si ñoom cofeel ak yërmande ak ñeewante comme yàlla mii ñu bind sàkk ñun ñëpp dafa am si ñun cofeel ak ñeewante ak yërmande kon ñun itam nañu bëggante nañu soppante nañu yërëmante gis nga Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ñëw si yàkkalante bi ngay wax bi muy wax saxaaba bi nakaan boo toggatee sa kër la nga togg yàkkal si say dëkkandoo waxu ko kuy jullit waxu ko ku dul jullit te boo demee si alquran yàlla dafa am lu mu wax wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamuhum wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum yàlla nee na ñooñ téere yi les gens du livre muy les juifs ak ñi xam ne ay chrétiens lañ yàlla nee na li ñuy togg di leen ko jox les gens du livre mooy juifs yi mooy les juifs et les chrétiens et les chrétiens waaw c'est eux qu'on appelle les gens du livre merci beaucoup ahlul kitab wa taamu ahlul kitab bi kon ahlul kitab bi ñëw na les gens du livre xillun lakum wa taamuhum xillun lakum yàlla nee na lépp lu ñuy togg di ko defar te nekkul lu ma araamal si yéen bi ñu leen ko joxee lekk leen kon ngalax bi lépp la nga xamante ni def nañ ko si te l'islam nangu na ko buñ ñu joxee dañuy lekk ba suur parce que suñu ay dëkkandoo lañ ay doomu aadama lañ itam suñu mbokk ay deret lañ suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko def ba pare amul kenn koo xamante ni dañ naan jullit bi deretam dafa xonq ki dul jullit deretam dafa bleu wala dafa jaune déedéet ñun ñëpp ku nekk jamono sax mën na dox ba ku nekk may sa morom deret yàlla rek a xam kon borom bi subhanahu wa taala moo ñu boole defal ñu particularité nag fii si réew mi muy ab jagle wax nañ ko bés bu nañ ñuy fàttali ko si wëndeelu ak yu demee noonu Sénégal 1960 ba 80 wala 81 kii ko jiite woon nekkul woon jullit et pourtant ñi ko dëkke ñi si ëpp ay jullit lañ du dëgg muy demee noonu di demee noonu kon jagle la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko defal kon loolu day nekk la nga xamante ni kenn amul sañ-sañu di def dara la nga xamante daf koy salfaañe wala daf koy yàq au contraire dañ ko war a gën a dëgëral te loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la donc ñoom itam suñu ay mbokk lañ wax fa dëgg yàlla bu tabaski jotee gars yi jël léeg-léeg sax maa gis ñuy tooñ naan dañ leen di jox ay côtelette tax yu ne ñoom ñu di ñu jox paanu nga la xaw ma la nag leneen la mais ku nekk rek teraanga du tuut te ku nekk la mu am rek moom ngay tërale te dafa nekk loo xam ne lu am solo la voilà mu ngi noonu yooyu yëpp dafa am la nga xamante ni xëy na moom lay symboliser bien vrai que l'islam li mu wax mooy ñii ñu denc leen fii ñii ñu denc leen fii mais xam nga légal dafa am ñoo xamante ni ndeysaan dañuy xër est-ce que koo xamante ni dañ naan sax bu ma génnee àdduna dañ ma yóbbu si sëkk yi nga xam ne fii ñii dul jullit ak ñiy jullit fa la ñu nekk nangam sàngam l'islam dëkk li mu wax mooy bu nit génnee àdduna doon jullit nañ ko denc fii
bu nit génnee àdduna te doon jullit ñu denc ko fii mais li am solo mooy cohésion sociale ndax léeg-léeg par exemple am na mag ñi ñoo xam ne seen tur dañ siy dugal sax ay tur ya nga xamante ni seen ay wëllëre la ñu woon jox naa la ku mel ni Chopin bu suñu papa El Hadji Mansour Mbaye boo demee Ndar tur yooyu du fa jéeg ak yu demee noonu te loolu lu bëree bëri na ñëwal suñu kër rek ay Madeleine ak ay lu ne nga man de ma Palmarin bi ma fa demee loolu daf ma neexoon dañ doon dugg si benn kër da ngay gis frère bi jullit la sœur bi catholique la tur yi daal tur yi soo bëggee dégg-dëgg tant que amul la nga xamante ni xëy na luy nuru ak bokkaale la nangam amul problème parce que saxaaba yi radiyallahu anhum ñi si ëpp bi ñu tuubee kenn soppiwul seen tur noonu lañ ko bàyyi ñii si ëpp itam bi ñu duggee si liggéeyu l'islam kenn tasul seen say takkaat ko kon en fait oustaz laal nga point bu am importance balaa ngay avancer un peu kon tout changer tout du obligation ça dépend si tur bi ça dépend bu dee tur bi dafa ànd ak bu dee tur bi dafa am la nga xamante ni xëy na waaw par exemple bon bëgguma tudd tur di këfin mais am na tur yoo xamante ni par exemple li gën par exemple waa xaaral man sama yaay par exemple elle s'appelait Thérèse waaw mu tuub tudd Khady waaw Khadija waaw léegi xam nga par exemple bu ñuy wax tur bu am waaw par exemple comme tur boobu nga wax noonu par exemple man xaw ma exactement lan lay tekki lan lay signifier donc bu dee signification tur bi dafa am waaw ñenn ñi bokkaale aussi c'est mieux nga changer ko voilà dañuy bëgg aussi bu ñu duggee si l'islam seen tur nekk tur boo xamante ni si waxin dafa islamé est-ce que dégg nga wax bi dafa islamé am na ñoo xamante ni dañuy bëgg loolu mais saxaaba yi radiyallahu anhum ajmaïn ñu bari par exemple boo leen bi ñu duggee si diine soppu ñu seen tur parce que seen tur nekkul tur ba nga xamante ni xëy na dafa xaw a këfin gis naa fii par exemple Sénégal ñoo xamante ni nañ ma jéggal dañuy waxtaan rek laayante biir la ñoo xam ne sax ay jullit lañu mais bi ñu ni ñu leen tuddee bi ñu màggee dañu dem tribunal soppi ko waaw exemple gis naa ku tudd Sagar bu demee dafa day am naa cousine bu tudd noonu ak neneen donc yooyu yëpp question de yëg-yëg la rek ak nangam kon daal Sénégal dëkku jàmm la yàlla na fi jàmm yàgg ñu yàgg di yekkalante ay ngalax ñu yàgg di yekkale di joxante ay teraanga yi tabaski ndax suñu borom subhanahu wa taala moo binde doomu aadama yi noonu te def ñi ñu nekk lii ñi ñu nekk lii ñi ñu nekk lale comme ni ñu wuutee si couleur noonu la yàlla defee itam ñu woote li nga xam moo di pas-pas bu ñëwee nag si lu gàtt rek Bijou si li nga xamante ni moom la ñuy waaje dugg mooy naka la ñuy waaje li nga xamante ni moom moo di weeru koor ndax weer la wa nga xamante ni benn yoon lay am si at muy shahru ramadan al mubarak muy weer wi nga xamante ne nii képp ka nga xamante ni woor nga ko na ko yonentu sallallahu alayhi wasallam diglee yàlla jéggal na la say bàkkaar yoo defoon yépp yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ko wax man saama ramadana imanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi nee na képp ku woor weeru koor gëm yàlla tax la nga def ko ak sàkku yiw ak tuyaaba ak mbaax si jëmmi borom bi subhanahu wa taala nee na yàlla subhanahu wa taala jéggal na la lépp loo ma sa def si bàkkaar kon loolu dafa am noo xamante ni nuñ koy waaje boo gisee ma indi thème bi tey nag parce que léegi rek bu ñu tolloo fii rek nga commencé am yooyu dégg tëj saison bi waajal weeru koor gi nangam sangam si anam ba nga xamante ni l'islam gërëmu ko dina waaw kay saison toj bi waaw tëj saison bi nag tonton Garmi lu mu gën a plafonné gën a baax nag waaw mais xam nga erreur mënul weesu loolu dañuy def le maximum de choses daal xam nga doomu aadama buñ paree baalu xam nga nii de lañ ko jàppee ñun xam nga doomu aadama amul kenn koo xamante ni sa bii yaa ko yor muy sa bakkan kenn yoru ko kon dañuy wax ne lépp la nga xamante ni da ngay bañ dee fekk la si bul ko def coon sek yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi koy wax si benn wayam xaw ma fan la xaw ma kañ la xaw ma nan la waaye wóor na mën a bés dina ñëw danaa fekki sama waaja loolu mooy que ne toujours foo toll de ko sóor te xam ne al mawtu laa yati illa baxtatan amul kenn ku ñuy fëgg naan la waajal gannaaw suba ngay dem wala 5 heures ngay dem wala gannaaw timis ngay dem da ngay jékki-jékki rek ñu ne fii la toogoon dafa jékki këlëb na nangam na jeex ku nekk naan lu ko daloon nga rajaxe saison ba pare fekk te doo fekkee saison waaw musiba man waaw dëgg la loolu moom jar na yàlla may gudd fan ak wér yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér ak tal ak fekkee mais koor gi dañ koy wax rek te dëgg te yàlla rek tax mais koor gi ñu jib nii am na ñoo xamante ni seen tur a ngi si liste bi du ñu woor yàlla dogal na ko ba noppi ndax wa kullu shay'in indahu bi miqdaar te bés bu ne am na ñuy wujji seen borom am na ñuy gën a si àdduna loolu la moo neex borom bi subhanahu wa taala moo tax lépp looy bañ dee fekk la si bu ko def mooy li Alaaji Mamadou Bay Garmi wax di tëj saison boo xamante ni bay ubbi yow doo ko fekke wala wóor la ndax da nga ko fekkem déet boobu moom du baax nit ku nekk war nga siy bàyyi rafet njort rek kon nañ bàyyi wax jooju te jaamu yàlla jullit bu ne gis nga koor gi ñuy dugg nii xoolal bu ñu duggee si koor ni ñuy def
yëpp ya nga xamante ni ay yëngu-yëngu àdduna la woon si waxin day taxaw parce que nee nañ bëgguñu koor gi dara rax ka parce que dañ bëgg jaamu yàlla bëgg sellal yàlla bëgg wéetal yàlla noonu nga war a continuer ba koor doyen ñëwaat bu dee war a defaru da nga si war a defaroo genre stage la boo xamante ni 11 mois yi si des yëpp ba koor di ñëwaat noonu nga war a mel léegi nag bii jiitu si ni ñu ko war a préparer mooy tuub jëm si yàlla subhanahu wa taala mooy que ne am na lu ñu dëgmal tey jii nii kuy liggéey sa exemple booy xëyee da nga sangu ba set sol sa yére yi gën a rafet parfum wu sañse dem sa bërëbu liggéeyukaay tey jii nii li nga xam ne moom moo di weeru koor di weer wi gën si weer yi war a ñëw bu ñëwee nag dafa am anam bu ñu war a taxee mooy tuub si dellu si borom bi subhanahu wa taala tuub gu dëggu réccu lépp la nga xamante ni defoon nañ ko si ay ñaawteef wala ay rëcc-rëcc wala la nga xamante ni xëy na naka su dul noonu la te loolu jullit bi nag war nga si bàyyi xel beneen bi mooy nga xam ne li nga xamante ni moom ngay dugg du caaxaan ndax weer la woo xamante ne nii yàlla da ko bëgg weer la woo xamante ni dafa am lu si borom bi subhanahu wa taala digle waaye itam weer la woo xamante ni examen la dafa am loo xamante ni résultat bu yàlla di xaar si ñun te mooy la jeexale si aaya ba muy laallakum tattaqun muy taqwa léegi nag ragal yàlla boobu noonu dafa am loo xamante ni yow moom nga koy waajale waajal bi boo tuubee dellu si borom bi subhanahu wa taala chartay tuub mooy nga rëccu li nga defoon ba pare ne doo lii la dese sa dund dootoo ko defati bu rëcc ñëwaatee nag nga jéggalu borom bi subhanahu wa taala mu jéggal la noonu la ñuy tuubee noonu la ñuy tuubee beneen bi itam jàll na nisfu Shaaban amul dara loo xam ne je sais pas soit lu ñuy wér de la wala lu ñuy kii su fekkee ne da nga bëgg a tuub waa tuub daal pour def ko astaghfirullah jël sa kurus di def ay istighfar lu bari waxuñu stafarlaay tafarla di astaghfirullah wa atubu mais oustaz yàlla dina xam liñ bëgg a wax amul yàlla dina xam liñ bëgg a wax tey jii doo toog fii di def sa émission na bisu la nga ne gars yi dinañ xam li ma bëgg a wax déedéet yàlla dafa am loo xamante ni daf ko tëral te noonu la ñu war di doxee astaghfirullah bu yàlla nattoo nag sa làmmeñ tax wala yu demee noonu loolu amul problème yàlla dana ko waa coro comme boo dotomee waaw comme mais oustaz dafa mel ni rek nit may ko chèque mu bind ci biisu Njaay bu demee ca bàgg ba kenn du ko jox jërëjëf Mbay day jël turu exact bi def ko ci biir lii nag mooy comme yokku ceeg yëpp Mbay boo àggee mën a encaissé li mooy complémentarité ndëkk mottalinte li moo tax ñu toog fi nga Seydina Bilaal radiyallahu anhu waaw man de xam daan ma ko ci yokk suñ waaw ba tey mën nga wax astaghfirullah rek astaghfirullah bi nga won ko loolu tamit grammaire arabe mayee na ko astaghfirullah wala astaghfirullah ñaar yëpp baax suñu maam Bilal radiyallahu anhu moom bu daan noddu daawul wax Chine xam nga boo noddee allahu akbar da nga naan ashhadu moom da daan wax ashhadu ndax làmmiñ bi dafa taxoon man wax ashhadu am ñu ko daan tooñee yonent sallallahu alayhi wasallam woo leen ne leen siinu Bilal indallahi Chine siin gii Bilal di wax ngeen di ko kokkali di ko mokke di ko reetaan fa yàlla ñu ngi ko fay bindal Chine allahu akbar yàlla Chine la dégg yéen yéen a dégg Chine Seydou Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom sunu waa jaage ku som la yoroon rek sallallahu alayhi wa bi sallam ma nga Medina moo tax ëllëg nee na yomal qiyaam bu gaañu jaaxlee mën naa njëkk a dekki bi lay dëgg la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te buy dekki njàppaam li mu génnee àdduna lay dekki waale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yor li waa ulhamdi drapeau sant yàlla bi borom bi subhanahu wa taala naaka sal tuuta xam nga loolu mooy lan laajal ma jox la wallaahi mu naan ummati sama xeet keneen ku dul moom boo dekkee xam nga looy wax nafsi ay fu ma jëm moom rek moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy toog naan ummati yaa ma dugal si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ëllëg yawm alqiyama li kulli nabiyin daawatun mustajaba wa inni ixtabatu daawati li ummati shafaati yawm alqiyama xam nga loolu mooy lan nee na yonante bu yàlla ma sa yónni tollu nga dans un cas critique nga ne yàlla ay wàllu ma ba mu des man yonte yàlla nuux la sa xel dem alayhi salaam keroog ba mu wootee ba sonn moom nuux alayhi salaam dana rabbi laa tadar ala al ardi min al kafirina dayyaaran innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran yow yàlla ñi woo naa leen ba sonn woote na 950 ans moom te yàlla nuux alayhi salaam xam nga ñaata ndi ko gëm 80 nit daal suma gars yi daal dañuy dëgg yaa ngi dégg 80 la yóbbaale si 950 ans alfa sanatin illa 50 aman la yàlla wax si alquran ëllëg bu keroog ba mu jaaxle dana yàlla gis nga ñii woo naa leen ba sonn xam nga lan la mbugal leen ñu noppalu ko parce que man sonn naa daanaka junney at ma leen di woo gëmuñu lu dul lu tuuti nañu dem ma dem yonte yàlla ibrahima alayhi salaam nga may wax keroog bañ ko sànnee sa safara sa
dafa ñaan borom bi subhanahu wa taala yonte yàlla Yunus alayhi salaam keroog ba ko jën ba wonnee dafa ñaan borom bi subhanahu wa taala ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ne teg nañ ko mu ne tekk rek ñu ne ko waa lu xew lu tax doo ñaan soxla yeex problème yeex jafe-jafe yàlla teggil la ko mu ne ku yàlla ma si yónni tollu nga si jafe-jafe si waxin ñaan yàlla intervention ba mu des man ñu ne ko lu tax mu ne man sama bos sama intervention dama koy dencal sama xeet ba yowmal qiyaama ñoom rek ñoo ma ñor moo tax keroog sa ajam gu barkeel ga ba mu toogee Arafat xaw a sëngéem gaa yi xool ko ne rasulullah lu xew mu ne sama soppe yi lay xalaat ñu ne ko bu ñu jaaxal ñoog yow ñooy xeexandoo ñooy tukkindoo ñooy ànd ñooy jullindoo ñooy mayante ay soxna ndax Xafsa jabaram la woon Seydina Omar moo ko jur yonent sallallahu alayhi wasallam Aïcha radiyallahu anha soxnaam la woon Seydina Aboubacar moo ko jur jël na Ali may Fatima jël Ousmane ibnu Affan may ay ñaari doomam radiyallahu anhu xanaa ngorolante juddu na dugg na mbokk ñëw na Fatima ku ko jur du Ali moo ko jur kon Fatima mooy woon soxna si Ali Fatima mooy woon soxna si Ali ñu baal ma Fatima mooy woon soxna si Ali moom la yoon Ali moom la yoon sallallahu alayhi wasallam ma yoon Ali ibnu Abi Talib mu am si Ousseynou Assane sama turandoo yooyu yal na yàlla barkeel leen te taas ñu seen barke nga xam ne ëllëg ñoom ñooy nekk sangu jeunesse bi biir aljana Assane ak Ousseynou bokk nañ si keroog bi mu defee noonu ñu ne ko bu ñu jaaxal ñun duñ sa ay soppe mu ne leen déedéet mbay ñu ne ko lu xew mu ne leen yéen samay àndandoo ngeen samay soppe mooy ñi ñëw sama gannaaw ma gënal leen seen jëmm ma gënal leen seen lépp te duñu ma gis te ku si nekk pare na pour joxe ndeyam ak baayam alalam gépp ngir teg ma bët ana ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaral loolu billaay dëgg la buñ la laajoon léegi loo am ñu ne la boo ko joxee léegi gis yonent bi nga def sallallahu alayhi wasallam sans hésitation ya kii buñ ko waxoon léegi ne ko li nga am boo ko joxee léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg fii nga jàkkaarloog moom mu def ko kii noonu gént ko rek dama koo bëgg tam tool yi kii noonu keneen noonu moo tax nee na ku ko gis si gént moom nga gis jëmmam ñu ne ko lu tax mu ne seytaane mënul jël sama jëmm amul copie moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu maam cheikhul Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu ne wa xaaza maa xaaza lakin laa yumaathalu min tawaaduin wa xushuu'il qalbi wa ratami xam nga lu xew waxal diwu baax na diwu nangam waaye ku mel ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla bindu ko te amul te dootu ko def sëñ Tuubaa mbokk ma radiallahu anhu na mithluhu laa yati wa laysa yati nee na ku mel ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam amul dootu am te masul am te dootu am ba ilaa yawmi diin tuuti rek lañ doon wax si yonentu sallallahu alayhi wa sallam donc bu ñu jógee si benn point rek laay dugalaat bu ñu jógee si nu mu tuddati balaa ma la naan voilà dellu si borom bi subhanahu wa taala léegi nag ñu boo gisee ni su Sha'ban jàll na mooy digg Sha'ban nga xam ne le 15 la woon pour lan woor ndax yonent sallallahu alayhi wasallam nee ne dafa ko doon woor te dafa bëggoon ñu koy woor loolu yëpp ak ñi di woor 15 jours premier Sha'ban pour tàggat sa yaram xam ne am na loo xamante ni yaa ngi siy waaj a dugg ngir mu teel ko miin beneen bi itam bu koor gi di waaj a ñëw nga gis nit ñi commencé ñay jàngi uti kurus ñu ngi uti kurus ñay ñaan kurus classe musique yi ñii di ñaan ay bassan ñii di ñaan ay kaamil waaye am na ñoo xam ne xam nga lu ñuy lijjanti lido pour dàq koor sa koor boo ko dàqee mu dem te sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu waxoon nee na bari waaye na ñuy woor seen koor amuñu si lul xiif ak mar seetal loolu rek maanaam sa koor doo woor si waxin jël yeewu di liro ba dog jot kenn waxul amul koor de waaye sa yoolu koor dana wàññiku te dañ si dugg pour yokk suñuy ay point yow ngay wàññi sa ay point sax ñii nelaw na di falaa jëm di woor di nelaw suba ba ngoon ghazwatu badrin xeex bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a xeex mu ngi amoon si 17e jour weeru koor keroog ñoom ñëpp a woor dem nga màkk gis nga na mu tànge billaay lool ñoom ñëpp a woor di xeex jaay doguma ko dañu dem ca màkka man ak moom ba ñu duggee ba ñu yéege ca Uhud ca montagne ba ñu jàpp ñu di waaraate ba benn pas daanu ma ne ko kenn daanelu góor gi yéen a ko daaneel yow oustaz yéen a daaneel góor gi ci naaju tàngi la góor gi daanu day daanu kay daa sonn bi lay la si man kenn daanelu ko waaraate bi kii jël bàyyi kii jël jox moromam yéen a daaneel góor gi ñoo ko daaneel moom waaw pour wax la da lay wax pour expliquer rek tàngoor bi nu mu mel pour te ñoom ñëpp dañu wooroon te l'islam bu yëgsee fii tey ñoom am nañ si ñoom ñoo tax suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nee na waxul ñoom waaye ñoom fas yañ doon war furit ya doon génn seen gémmañ rek amul benn wali yu yàlla bu am degré boobu waxul sax saxaaba yi radiyallahu anhu mais fas ya kon nit doo woor boo wooree nar a nelaw xalaatal ñooñu
nga xam ne dañ doon xeex pour yow nga mën a jot sa bañ a lislaam bàkkaar moo tax ñu nelaw déedéet bañ a jëw ak yooyu boo amul loo def nga jël sa kurus def say astaghfirullah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim boo ko tayalee xanaa lenn mën nga ko taal sa rajo wala sa télé jàpp déglu alquranul karim xanaa mën nga ko wala nga déglu waaraate man day wala nga déglu oustaz loo xam naa xamante ni dinaa dafa ci yokk bëri morom sa sa méthode diine. bi may def kon nii su ma julee fajar daal koor tamit damay nelaw kenn du ko waaje ay ba nelaw tisbaar. koor kenn du ko waaje lido koor kenn du ko waaje damiyee koor kenn du ko waaje bolot koor kenn du ko waaje itam li may bëgg a wax bisu may ma dama ne koor baal ma. kenn du ko waaje bolot kenn du ko waaje damiyee kenn du ko waaje yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga koor nuñ koy waaje tuub dellu si borom bi subhanahu wa taala te fas Raxas sa yéene bàkkaar. jaamu yàlla raxas sa xol ba mu set waaye itam raxas sa ay bàkkaar waaye itam surtout foofu balaa ngay dugg si koor fexeel nga ëmbal ñëpp yiw ëmbal ñëpp mbaax ëmbal ñëpp la nga xamante ni ñaanal ñëpp borom bi subhanahu wa taala waaw baalunte ak saa su ne dañ ko war a def waaye benn point bu essentiel bu ko nit ñi fàtte mooy yéene yéene c'est important. fas yéene woor parce que bu ñu déggee ne weer wi feeñ na dugalal yéene. nga fas yéene yéene mën nga yéene nag pour weer bi yëpp mu matale nga ne yàlla fas yéene naa woor weeru koor bi ba mu jeex ngir sa jëmm alhamdulilah. mu jeex bi gën a gàtt yàlla fas yéene naa woor weeru koor gi ba mu jeex ngir sa jëmm mu jeex am na ñoo xam ne dañ ne chaque jour boo xëy yéene mais boo yéenee boobu fa nga dégg ne weer wi feeñ na te wooraguñ nga xëy boo continuer enchaîné weer wi yëpp ba ker balaa weer bi di jeex borom bi subhanahu wa taala man la nangul ndax innamal a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa bari waaye na ñoo xam ne xëy na dañ koy fàtte wala xamuñu sax ne yéene ci la bokk waaye koor dañ koy yéene comme ni ñuy yéenee julli comme ni ak ñuy jàpp. yéenee julli ak njàpp ak leneen ak leneen ak leneen fas yéene naa woor weeru koor gi ba mu jeex ngir sa jëmm donc loolu mooy woon point yi nga xamante ni moom lañ doon indi ngir fàttali ko suñu bopp di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may ñu fekkee amiin ko allahumma amiin yaa te rabbi woor ko si bismillahi rahmani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin amiin yaa li rabbi ëpp solo mooy nag yàlla nangul ki ñu ne sañ senga di yàlla nañu yàlla nangul koor gi amiin yaa yàlla nañu rabbi yàlla nangul koor gi yàlla nañu yàlla nangul koor gi ñu woor ko si jàmm ak salaam amiin yàlla amiin. nangul ñëpp amiin yaa rabbi jàmm am tey nañuy ñaan si soxla si biir weeru koor gi amiin jërëjëf oustaz nañuy ñaan soxla yi si koor Nit ñi bëgg a dem ci Màkka, weeru koor ñi gi bëgg a dem waaw am Màkka borom yàlla yóbbu kër. leen. waaw ñi bëgg kër ak ñoom seen beneen bi ñëpp ñi fareegul nañu fay oustaz ñi fayagul seen boru waa, koor yi eh. nañu fay ñetti weer mënuma koo fay ni astafirullah mën nga ko ñetti weer fan laa koy fayee tàmbali rek foo nekkoon boobu ba léegi ah foo nekkoon boobu ba ma léegi doon nàmpal kan si yow nampal dara tere woor waa ah ñaata yoon ngay nampal par bés yow bëri na ban bëri na yow mii waaw waaw yow bu ma liggéey siwul rek la ñuy arrêté Yow mais chaque- tant que yow chaque jour yaa ngi liggéey. 11h laay pare 11h Waaw. boo duggee sa Kii de kër bu amee midi rendez-vous sax nelaw day ba dem këram 18 nàmpal bu ma amee ñëwaat rendez-vous sax dinaa dem day ci dem kër ga nàmpal ñëwaat. ñëw loolu moom dëgg la nampal bi est-ce que boo ko da lay boo ko damay koor gi da lay xiif ba gaañ pare damay manqué kii fer bis yow da ngay lekk de macha man allah mais damay xiif da ngay lekk de xam nga xale tam dafa soxla ay vitamines yàlla daal da ngeen di xool nu ngeen di xoolee nu ma en tout cas daal loolu moom ñun duñ si sori sa diggante la ak sa borom bu dee man nga yàlla na yàlla xam baal. na bu dee mënoo jéemal yàlla rek, xam na jéemal waaye rek, boo yaay, mënul jéemal. nàmpal loo jëm mën boo mënul fayit itam mais fay am nag na moo noo gën. ko mën a fayee waaw oustaz fay moo gën ñetti weer de waaw yàlla dafa wax ne ku feebar wala nga am ngànt bu lislaam nangu na nga Nangu na wàññi ko. fan yi nga manqué nga fay ko soo ko mënee bu Noo koor ko gi yàlla jàllee ba- soo ko mënul nag nga génne li nga xamante moom moo di fidya génne fidde mooy lan mooy li ngay génne ay 2 kilos article équivalent ak ay 2 loi kilos de riz bàyyi leen ko mbéy. équivalent 2 caloriques disons 900 1000 francs par jour 1000 francs jour yàlla daal moo bindee 1000 francs par jour mais mais yow fi joxe mu naa ko nekk joxe naa ko 90 000 joxe naa yëpp minimum moom ngay joxe joxe naa yëpp ndax ba pare. mënoo fay waaye yàlla nag dafa waxoon ne an tasumu xayrun lakum ngeen wóor moo gën si yéen bu dee xam ngeen waaye nag comme nee nga mënoo xam nga yàlla xam na yàlla moom xam na nan laa mel mel sax moo ma bind waaw jël moom moo ñu gën a xam suñu bopp xam na ne mën nga woor yàlla na yàlla nangu rek yàlla Amiin yaa yàlla rabbi. nangu suñu koor gi ñuy waaj ñun Amiin yaa ñëpp rabbi. may ñu wooree ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabil alamina et puis mu nangu kooru ñëpp soxla yëpp faju Amiin yaa rabbi. jóobeen yi ngeen woor tam parce que ñoom ay wooru gaale la ñuy def xam naa leen miinante naa ak yéen buñ koy waaj am na ñoo xam ne dañuy xaw a ragal sax mais du dara nag boo gaa nga koy xam nga woor ba ndogu di waaj a jot day mel ni musoo woor day neex après ambiance beeg yooyu yëpp ngeen nekk en famille ndogoo et puis tu te sens bien boo defee li nga xamante ne moom mooy sa devoir envers Et puis dafa gaaw de, sunu soo borom. woorul Léegi da ngay am oustaz, gàcce. da ngay rus da ngay rus
xam naa le temps ñuy dem fàttali ko ak tonton Garmi nga expliquer ma rek nelaw yi nu ma koy gérer ci koor gi. non non kii dafa wax lu am solo. diggante QG ak ñi yooyu nga xamante ni itam dañuy feebar. dem si docteur mënu leen mënuñu woor bu ñu jël risque. waaw. ndax dañuy wax si jurisprudence islamique usul fiqh wal fiqh dañuy wax ne. inna allaha yuridu aw yuhibbu an yu'ta ruxasahu kama yuridu aw yuhibbu an yu'ta azaimahu. dañuy wax ne yàlla bu la santee dara ni mu bëggee nga taxaw si nekk si sax si waxin noonu la bëgg itam bu la ko teggilee nga tegg ko. nga nangu ko. ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha aw illa wusaha yàlla du teg benn bakkan loo xamante ni dafa dis si moom. mu waxaat fi nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka inna allaha kaana bikum rahiman yàlla nee na bu leen def lu leen di lor ndax dama am si yéen yërmande. yàlla mi ñu bind nag moo ñu gën a xam suñu bopp. boo demee feebar ndax ñenn ñi dañuy jàpp ne ñàkk a koor gi ñàkk a jom la tontu la sax mënuñu ko. moo tax yàlla teg beneen alternative muy fidya bi ma doon wax. boo mënul woor rek tam ndam médecin bi am na ñoo xam ne seen feebar mayu leen ñuy woor seen jiru dund. boo mënee la ngay joxe muy équivalent wu 2 kilos de riz par jour nga jël ko nga joxe ko. boo ko mënul nag wàcc na la. wala nga joxe la nga mën boo ko mënul nag wàcc na la ma xam ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na la waa ji keroog ba mu juumee ñëw si yonent sallallahu alayhi wasallam beneen problème am na. nekk dama juum nee na boo dogee benn fante tey ko. waa ji dafa ñëw si yonent sallallahu alayhi wasallam ñaari weer yu tegloo. yàlla mi ñu sàkk ni ñaari weer yu tegloo. waaw sax loolu wóoru gàlle temps booy da ciy bokk. non non xam nga bu dee nekkoo woon muskallaf. loolu lislaam toggagu la jëf. waaw man kon ku nekkagul muskallaf waa ji dafa woor weeru koor si waxin mu ñëw ne sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa noonu la ne ko dama juum mu ne ko lu xew mu ne ko dama ànd ak soxna si bëccëg mu ne ko nangam mu ne ko li moo la war mu ne ko mënuma ko mu ne ko li ma ba mu ñëw sarax ba mu ne ko ñaari weer mu ne ko ku mënul muñ weer ñaari weer xam nga bu ma ko defee tamit mu ne ko léegi kon ñu génne fidya maanaam li nga war a saraxe mu ne sarax man ñàkk gi ma ñàkk nga naan ñu génne ma génne aw ma mu ne ko léegi mu ne ko faf liñ fi jot a jajale sax man bu ma ko joxee ma jël ndax ñàkk mu ne ko jëlal nga yóbbu maanaam la nga say déggee mooy que ne l'islam mettiwul te diisul waaye nag dafa am ay sart ak ay conditions yoo xam ne ku ko man da nga ko war a respecter c'est impératif amul tappale amul caaxaan amul yox-yoxal ndax bu la yàlla mayee wér xalaatal sa morom ba mu ko xañ bu la yàlla mayul wér te may la loo joxe ko nga xalaat sa morom ma ko yàlla xañ mu ñàkk ko am na koo xam ne yàlla nattu na ko wérul am na koo xam ne yàlla nattu na ko non seulement wérul te amul sax lu mu joxee fidya maanaam lu mu compenser weeru kooram boobu noonu yow nag yàlla teggil la yooyu yëpp boo mënee woor wooral boo mënee itam joxel ndax yàlla nee na lu ngeen joxe rek man jariñu ma dara si yéen ñii ko joxe lay delluwaat te du tee danaa leen ko fayaat fulal leen ko wa ma anfaqtum min shay'in fa inna allah fa allahu yuxlifuhu yàlla nee na lu ngeen joxe yéen lay jariñ ndax damaa koy nangu ba pare bindal leen si ay yiw ba pare fulal leen ko moo tax ñu ne loolu bañ di ko ñàkk rek de ko joxe jërëjëf doo ko ñàkk moom kon problème nelaw yi gérer ko rek ndax weer yàggul QG nag ku fa jógee war a mun a nelaw nañ waxante dëgg yow boo man xam nga parfois nu may man damay jóge quartier général 5 heures du matin wala 6 heures du matin xëyaat 9 heures ñëw def sa waree fu ramadan waaw loolu liggéey bi la waaw kon xanaa kon ñun dañuy tëdd 5 heures yeewu nekk ci ay tournage quartier général ba ngoon ñu ndogu ñëwaat quartier général nelaw yi di ngeen ma ko valider koor gi moom ñun ñëpp ay sacrifié wu waaw baax na tonton nelaw sax du am man bu ma gisee kuy nelaw da may jaaxal tonton ma ne ko mbedd mer fu ne la ñuy xëdde bilaay fu ne la ñuy xëdde nañ dem ci tonton Gar mi naan heure xëdd ñuy naan ndox seen émission bi xoolaat leen heure bi allahu akbar fu ne ngay xëdde ndeysaan sacrifice la rek walaay yaxlam yàlla rek a xam wallaay yàlla rek a xam bari na daal yu fi romb yoo xam ne yàlla rek a xam nañ ko delloo rek nañ ko delloo te ñaan yàlla rek yàlla jërëjëf jéggal oustaz xam naa koor gi rek la moom mbay liñ ci mën a wax moo bëri émission wu lamb doyu ko mais de temps en temps dinañ jël dara rek et puis ànd ak yéen aussi ci weeru koor gi gën leen yee ci li ñu war a warloog suñu digganteeg koor gi ak suñu digganteeg suñu borom mais nelaw yi maa ngi ñëw bu élément jàllee di nga ma ko valider ci nii wala ci naa tonton Gar mi tey Pape Diouf la ñuy fàttaliku mu génnoon àdduna il y a 1 an ci Covid bi moom moo ko yóbbu nekkoon loo xamante ne choqué woon na sénégalais yu bëri ndax bi muy génn àdduna am na ci ñun ñoo xamante ne sax gëmuñu woon ne feebar bi am na Sénégal bay rey nit xam naa doonu son nan tàbbi rek ci élément bi na biir
ndeysaan Pape Diouf mu nekk koo xamante ne génn àddunaam naqari woon ñu ñun ñëpp fii Sénégal ñuy ñaan rek ngeen koy ñaanal def na déjà 1 an mais moom tonton Garmi dafa nekkoon koo xam ne fierté sénégalaise la fierté africaine la ndax il a su casser les barrières dem fu nga xamante ne africain dañ lay limité na la fii ngay yem moom muy gravir échelon yi rek di dem ba nekk président club boobu di club de Marseille mu nekk loo xamante ne duñ ko fàtte mukk fii ci àdduna bi way bu dul fay la n'est-ce pas Youssou génnal ci ñun xam nga Bijou Ndiaye man dama sopp un fier sénégalais bu naw boppam wane ne moom sénégalais la ba pare amul complexe tubaab moom loolu daf ko dal koo xam ni kii bi muy dugg ci biir français yi di wane ne moom sénégalais la fexe ba doon li nu doon booba yombul boobu dem Paris jafe na mais moom mu dëggal boppam ba doon li mu doon ba pare Bijou Ndiaye ñu ne Covid bi ñëw na mu njëkk a nekk ci ñi nga xam ne nii ci kawam la dal tey mu am at war nañ ko fàttaliku wan sénégalais yi ne kii parmi les sénégalais la boo xam ne bile dundam gi amoon na njariñ jëf na ci lim ci war a jëf yépp waaye dem gi tamit war na am njariñ ñeneen jàngaat ci ñi nga xam ne tey ñoom la ñu tuddee ay international ñooñu tam war nañu am benn rôle bu ñu joué pour mën a jël place su gor su baax si nga xam ne nii vraiment lu ko waroon yëpp def na ko ñoom tamit wan na leen exemple wan na leen yoon nañu il faut te nit bu tegee brique ba am fu mu yem dañ ci war a yokk yeneen i mbir yi gën a yéeg warul kenn xalal na leen yoon bi de ñoom ñu fi nekk rek ñoom la war nañ ko wane nañu jëf na Pape daan jëfe nañu wane na Pape daan wane loolu nekk la loo xam ne lu am solo la dina nekk njariñ ci ñoom dina nekk njariñ ci réew mi loolu tax daal tey nu indi ko jaaraat famille ndax moom mi ngi dëkkoon bopp sorewunu bopp ak ñaari tali benn commune la muy commune de Biscuiterie moom tamit vraiment ma yeesal sama njaal ci ñoom wane daal ñàkk nañu ko baax ñàkk nañu ko am valeur ñàkk nañu ko xam ne àddina du ko fàtte ba ila yoomi diin waaw lii daal tey Bijou Ndiaye tey moom laa indi di la wax ne tamit am na stade bu mag boo xam ne bii wala terrain de football bu mag boo xam ne mooy terrain Al Akbar inauguration bi dinañ ko def tey ci ñaari tali te ñaari tali dafa yàgg ci loolu ñoom ñëpp fa la ñu màggee fa la ñu gémmee fa la ñu defee lu ne ñoom tamit ma sargal leen sargal maire ba ki nga Djibril Wade ndax ay gi ci moom la tombé Doudou Issa Niass nekkoon na fa bëggoon na ko Boubacar Diouf bëggoon na ko ñeneen bëggoon nañu ko mais ay gi mi ngi tombé ci moom ba stade boobu ñu xeex ba jot ko tubaarkal te jotoon ko jafe na tey ñu di ko inauguré nekk na tamit lu rëy la loolu tam ma ndokkeel leen ci ñoom tamit Bijou Ndiaye jërëjëf tonton Garmi ndokkeel bi am na solo Pape Diouf ci ñun la bokkoon def na fi ay jaloore marqué sénégalais yëpp kenn dootu ko fàtte ci àdduna di ñaan rek nit yi jéem a topp ci tànkam ndax nit looy def jéemal nekk ci numéro 1 moom def na ko wan nañu yoon bi donc ñun ñoo ci des te booy xool sa day mel ni waa Marseille ñooñu gën a tenir ci Pape Diouf ndax ñoom dégg naa démb def nañ fa lu nekk ci 1 an bi nga xamante ne ci la génn àdduna même bi mu génnee àdduna Marseille dañu am lu leen naqari torop ñoom nga xamante ne fa la évoluer carrière am yëpp donc ñu koy ñaanaat encore yàlla xare ko aljana et puis taas ñu si barkeem parce que vraiment génn àddunaam naqari nañu torop bu baax a baax nañ ko pour fàttaliku ko pour jëmmalaat ko même fii démb Dakar gis nañ supporteru Marseille yi xëyoon dem fi ñu ko denc ci Yoff ngir ñaanal ko fàttaliku ko démb maa ngi seetaan ci édition yi ci TFM Sayer Seck di président ligue bi di wax ni Pape Diouf dafa masoon bëgg mbébét sonn pour Sénégal jël au moins Coupe d'Afrique tellement qu'il tenait à son pays nekk bi mu nekk bitim réew nekk bi mu nekkoon France terewu ko woon am gët Sénégal li mujj sax ci ay bésam daanaka temps yu gudd la doon passé Dakar et saa su ne ñoom ñi ko jege woon surtout ñuy yëngu ci wàllu football di waxtaan ak moom dañu lay xamal ni saa su ne mu ngi essayer doon xool yan jéego la ñu war a teg lan la ñu war a def pour vraiment développer le football sénégalais naka la ñu waroon def ba équipe nationale nekk au meilleur de sa forme comment faire pour vraiment ñëpp ànd derrière l'équipe nekk benn ba ñu mën a am ay trophées ak yu mel noonu je pense que mbébét
mbébét la moom bu mu amoon mais yéene bu sénégalais yu bëri am comme ñu ngi waaj a dem ci Coupe d'Afrique xanaa rek ñaan ñu am mu nekk suñu premier trophée continental au moins ñu mën ko naka laa ko mën a waxee ñu mën ko déjee mën ko sargalee moom mais également yeneen doomu Sénégal yi nga xam ne yàgg nañ sonn ci football bi te bëgguñu lu dul Sénégal am trophée moom kay bëri woon nañ ci moom vraiment mérité nañ ko ndax finalement sénégalais la waaw comme yeneen sénégalais yëpp coupe bi daal nañ ko jël nañ ko jël déjee leen jàng nañ ko si moom Pape Diouf yal na yàlla yokk ko yërmande fa mu tëdd te xaare ko aljana si barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy engagement ambition ak détermination ndax fa mu yegg moom mooy première nit ku ñuul ku nekk président club sa France première division muy Marseille bu match daan am Marseille di football bu toogee nga xool ko en tant que sénégalais sa xol day sedd wallaahi nga xam ne kii fierté la te ndeysaan maa ngi koy déglu benn jour muy expliqué ba mu demee France en tant que journaliste ak na mu tàmbalee ba yegg tey fi mu yegg nga xam ne amul kenn si àdduna kuy dund wala nga judd ñu naan la lii jomb na la déedéet nit ku nekk loo xar sa tànk tubéy nekk si rek billaay mu fekk te muy lu baax borom bi subhaanahu wa taala mën la si fekk te tey li si ëpp solo mooy dimbali na ay jaami yàlla ya nga xamante ni tey bu seen kër tegoo njël si moom nii si loxoom la yàlla jaar te doxewu ko waxew ko waaye itam surtout xam fa nga xamante ni fa la bokk te la dafa nekk loo xamante ni lu am solo la tey jii nii boo demee di seetaan chaîne yu mag yi ay analyse am ak yeneen ak yeneen nga xam ne kii li muy def daf ko xam waaye itam daf ko mën te bind si ay ouvrage yu bëree bëri am na c'est bien plus qu'un jeu parce que ñu bari dañ jàpp ne football folo rek mu ne leen li ëpp na fo ndax li si nekk si koom li si nekk si alal li si nekk si teraanga donc ubbi si xel yi nit ñi rawatina ñi nga xamante ñoom ñoo di ay africain pour ñu gën a ubbi seen xel xam ne yëf yi nekkatul fo rek waaye comme daf si nekk te comme moomu am na lu bëree bëri la nga xamante ni liggéey na ko si ndax lii mu am démb ñu bëri bàyyeekoo bitim réew rawatina France ñëw di ko sargal di fàttala ko at bi mu def si biir suuf loolu day wane ne daal wax ko dëgg yàlla liggéeyal na réewam te yóbbu na fu kawe li nga xamante moom mooy mais oustaz xoola bi mu décédé tonton Garmi man ci témoignage yi ma gën a marqué bokk na ci boo xamante ne ex jabaram moo ko doon def RFM mu wóor la ni nit sëy na ak nit ñu tàqalikoo ba pare mu ñaaw mais kooku daf lay wax ni xiifuma maruma manqué wu ma dara raflewu ma kenn yërëmuma te Pape Diouf moo tax sama dépense du tardé sama facture ndox du tardé sama facture courant di tardé sama dara du tardé mu ne moom soxla bu mu am du ko wax kenn te Pape Diouf du sax xaar mu waxoon ko soxlaam en fait parce que xam na li ko war ak moom mu di ko def te pourtant nit après on me dira c'est normal parce que dañu sëy ba tas mais nit sëy na ak nit ba tas bu ñu rombantee sax du ñu xoolante waxuma la ak nuyoo ba teraanga di xaj ci seen diggante et boo xamee ñi xam Pape Diouf wala gis ñu ko jege da ngay xam ne cette même relation moom la amoon ak pas mal de gens oustaz wax na ko léegi bëri na nit ñoo xamante ne seen dépense France la daan doge di ñëw Sénégal moom moo leen koy jox am na ci ñoo xamante ne xëj na yéex nañu sax xam Pape Diouf et pourtant daf leen yàgg jàppale et c'est des valeurs comme ça man pour man loolu la ñu war a gën di jàppee nit ñi parce que ñi malheureusement nag Sénégal boo fi siiwee balaa ñuy xam sa lu baax day fekk mu trop tard mais bëri na ay nit ñu siiw ñoo xam ne defuñu dara on l'espère mais lu ñu am nit ñi lañ ko jox franchement parce que toog ba nit ki génn àdduna tamit nga naan ak a baaxoon te mënoon ko wax ci kanamam di ko rendre hommage te mënoon ko def ci kanamam mun na ñàkk nit boo koy defal lu baax na ko fekkee mu mun ci au moins profité xolam mun ci sedd parce que peut-être rendre hommage dina neex njaboot gi dina neex ñi ci mais moom mu profité woon ci moo gën yëf yi du costume ak cravate wala dafa sedd guy xaw ma lu xew dama ne yëf yi mu yeewoo nii lu xew si 2 secondes rek dama ne yëf yi dama ne yëf yi dee ko jox bal bi rek dama ne yëf yi xool naa ko piis naa ko wax ko dee mu gisoo ma la wéy tonton Garmi dem dëgg xool si ko dem ma ne ko ex waxal moo am ci na def dégg bay man en fait si ñu may intervenir rek am na lu xew waaw dëgg la xam nga parfois ci jataay dafay neex ba tu as pas envie de ni nga jomee nga jàppee sa bopp tey non tey da ngeen ma daaneel ñaw barke sëñ Babacar tey da ngeen ma daaneel mais est-ce que dafa mel ni yow moom suñ toogee rek nga xalam ko moom day xalam de Moussa Assane moom temps yi dafa jekku quoi mais macha allah yàlla nga may yàgg jekku amiin amiin macha allah ko 10 000 waaw danaa ko jox 10 000 danaa ko jox na jaar sama loxo dégg
bu dee pour xale yi la moom ma jox ko 10 000 moom. non man maa koy jox participer rek ci loolu. nee nañ na transiter région aussi 10 000 yi. dama yaa ragal 100 francs des. waaw xam nga bijou. damay wax Sénégal baax na ñuy lim mag ñi liñ fi def. loolu ci histoire la. waaye xam lan moo ëpp solo loolu. ñu fexe ba traduire jëf yi. xale yi xam ko di ko enseigner tey lan la ñu jàpp ci. Cheikh Anta Diop à part Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop rek la ñuy wax waaye Cheikh Anta Diop il est sénégalais def na fi def na mais lan la ñu enseigner ndaw ñi ci Cheikh Anta Diop. bañ ko xam ñun de boobu ba léegi ñu ngi xeex pour mu bokk ci programme scolaire yi. ndax c'est un éminent scientifique bu nga xamante ne carbone 14 tey buñ koy génnee pour dater. vestige yi moom moo ci def liggéey bu am solo te loolu benn la ci li ñu gën a jàpp ci mu def. exactement donc loolu Sénégal dañu war a jël suñu héros yooyu wala héroïnes yi ñu jël leen jël seen ay jëf jàngalaat ko xale yi et bàyyi di ñu yem ci tur rek di Ndiadiane Ndiaye Cheikh Anta Diop Valdiodio Ndiaye ñoom bon finalement on est dans l'histoire. Ils ont fait quoi? Mais ils ont fait quoi lan lañ ñu war a mën a jël ci loolu ñu jàngal ñu ko. Il est temps parce que wax baax na. comme li may wax baax na ñu xam tuur yi baax na. mais li ëpp solo. mooy jëf yi. jërëjëf ñu fexe ba jëf yi ñu jàngal ñu ko ñu mën ko perpétuer sinon xoolal bu nee ba carbone 14 bi. Sénégalais moo ko créé mais tey tubaab bi ñoo koy gën a utiliser ah. ñoo la ko gën a xam fii Sénégalais boo fi nag xamul li carbone 14. lu njëriñam. parce que loolu c'est une aberration. donc côté boobu rek laay wax tamit ki nga xamante ne mooy El Hadj Diouf. dëgg la liggéey na Pape Diouf du moins li mu def ci wàllu football man je suis Marseillais dans l'âme. On est deux alors. J'ai le sang bleu. Moi je suis Marseillais dans l'âme tu vois donc moom dama ko topp ci carrière am yëpp. li mu def ci Marseille muy club bu gën a mën naa wax bu gën a jafe yor. ndax Marseille yi ñoom amuñ caaxaan mu fexe ba yor ko. gaa yi nee nañ ay lébu lañ. ñooy lébu yu français ay lébu pire lañu. géej gi. lébu yi la leen gaa yi woowee. ku fexe ba jàpp ñooñu ba téye leen. ba ñooñu tam def ko référence. Marseille ak nu ñu mel. compliqué ne ko gongo. waaw ne ko gongo. war nañoo mën na nag toog ñu ni ñu jàng fan la jaar. kan la ak naka la et cetera ba nga xamante ne xel yii ñëw ku ci ñëw du ñu wax rek ci kii lii la woon mais dana leen won yoon boo xamante ne képp ku ci jaar da nga. daf lay servir d'exemple. exactement merci beaucoup tey moom laay wax bu ñu waxee tey duggee ci ëttu Serigne Touba. radiyallahu taala anhu. xaadimul xadim. radiyallahu taala anhu. defe naa ne kooku tey bu ñu demee ba di wax ay waxam ba tey lan la lu ko waral. jëfam kese. donc amul miracle en fait jëf yi la jëf rek. lu tax tey bu duggee kër El Hadj Malick. radiyallahu taala anhu. Sidi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu. lan moo tax muy perpétuer ba tey. mais jëf yi. jëfam rek. donc il est temps que ñu jël jëf yi di ko jàngale. enseignement ñu enseigne jëf yi. mi ngi fi de. mais surtout amul leneen lu ma mën a wax leneen. donc vraiment wax ngeen lépp. mais man loolu mooy synthèse bi ma ci mën a def. jëf yi nañu jàngal jëf yi sénégalais yi ñu xam ko ba ku ci nekk boo jugee ne man bëgg naa doon El Hadj Diouf wala bëgg naa doon El Hadj Ousseynou Diouf wala diw nga mën a xam jëf yi fan ngay jaar. ba àgg fa ak lan nga war a làmboo ci ay jikko ci fit ci lépp ba àgg fa. ba pare peuple ñu ànd ak yow. mais loolu la mais ñun on est toujours dans l'histoire. toujours dans l'histoire. dëgg la jëf yi duñ koy wax. c'est ça. en tout cas Pape Diouf ñu ngi koy jaalaat sénégalais yëpp bu baax a baax di ko ñaan yàlla mu xare ko aljana. c'est une grande perte pour Sénégal une grande perte pour waa Marseille aussi on espère que xale yi dinañ jéem a gëstu ndax am na livre yu ñu bind ci moom jéem a xool parcours am jéem a xool naka la def pour mu servir leen d'exemple ñun deewam naqari nañu torop dañuy continuer ak sujet yi ñu leen préparé avant ñuy ñëw ci Exidex ak Thioro xam nañ ñun ñëpp que ni fête de Pâques dimanche lañ koy célébrer Sénégal bu ñenn ñi ne def chasse à l'œuf de Pâques ki internet yi chaque jour dañ koy nuyu day def chantier la ne laaj naa ko keroog waxtaan naa moom neen léegi mu jeex neen léegi mu jeex waaw mais moom bu xoosul am na koy daaj nañ muñ rek chantier la dañoo dëkk ak chantier mi ngi mel ni sa kër bu ñuy tabax rek nii lay demee tout le temps
nan ko ñaanal yàlla rek mu àggal yàlla mu àggal jàmm rek. waaye kon bu ñu waxee te muy muuram. tonton Garmi dinañ wax kii Rosi géej gi fii. ah kii Rosi géej gi nañ def délégation dem seeti bàyyi woo kooku ba léegi yow. nañ def délégation seeti ceebu jën bu ne muut la. jar na seeti leen mbay. tey dafa teel a Rosi. Oustaz géej gi la Rosi ak tamaate ñam te moom day dogal. da koy dogal dëgg la. waaye bu ko dogalee ba pare ak a dégg day taal ci Day sàmm leen boobee ñaari bu ñëw de. neex day non jëli mais sérieux mais kii li lay nuyu yow mi nekk wetu TFM di toog xamuñu kan la xam nga ko dañ ko war a xam Rosi waat nga gëm naa sa bi ngi nuy seetaan mais foog ñu xam ko pour ñu sax ñu nuyu ko siyaar après de boobee bu neex la ciy teg. bu jàppee ba sa invité tam du wàññi dara. voilà voilà. Alaaji Malick maam ñu yónnee bool. nee na petit sax mooy lijjanti waxu toog yi neen dina jël caméra ñuy wër kër yi di fa ah dëgg la de. mais man kii laa ko teg kan xet gi daal nii la may ñëwee daal le vent Yenn saa yi xet gi le vent tu as passe l'impression partout que nii lay kii laa day ko dugg ci foog loolu. ki ne fii ci ginnaaw. non foog yenn saa yi da ngay yaakaar ne nii lay Parce que ñëwee. le vent passe partout. ah lu tax nga yéen ñi waaw ñëw wax dëgg ak jaween. Rosi ak bi jaween yi. non Rosi bi oh démb de bi mu rosee Mado daa tàqalikoog sagom naan mu wuy nan kuy Rosi lii Rosi na Rosi na ma ne ko Mado Mado wekk sama loxo bi ci Rosi boo xam ne du ma ci lekk. non yéen kii moom il faut ngeen xam kan la mu leen di yàkkal parce que mais lii Oustaz Assane àndatul nga fi mu Oustaz nekk nii Assane moom seen xel est-ce que du loolu tax yàlla ne boo toggee nga yekkal yëkkati say sa voix. dëkkandoo yéen dëgg la sallallahu de sallam moo ko wax nee ne boo toggee fépp fa nga jàpp ne si waxin xet gi yegg na fa jël leen nga yekkal leen ñu mos amel nañu añ de sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg. ah Thioro kon Mbaye. de yaa gaanatu xaw naa daanu di. boo bàkkaar daal bëggee boo bëggee daal bàkkaar bi wàcc ko 220 volts la. nanu invité bàkkaar bëggee mu wàcc ko nanu invité ndax li mu nuy xeeñ bari na xëy na mu loolu. ngi leen di dégg te soriwul télé bi xëy na mu ngi leen di dégg te soriwul télé bi am naa information dégg naa ay chinois la ñoo koy toog chinois. moom de mun nañoo Chinois mën nañoo toggee nii. du xaalal da ngaa juum nañ teggi leen man de dootuma ko masque laay sol léegi. lii chinois mënu ko Rosi bi aussi ñoom. ah bul tooñ. da ngaa juum Chinois. Rosi ñoom bi yàppaan sax chinois dañ koy lekk. génn ci chinois yi mais ay géej ay yéen chinois yi Rosi wuñ ko. bii géej la bii Rosi. géej ak tamaate non dañuy tooy rek xam naa du yéen ñoom chinois dana lekk ba lekk ñoom bu lépp. nañ dem ci waañ baak Sophie waa extrait ñu indil ay siw ma géej gi nga lax waaw laay Sophie defar yow nga lax bi dama cee gis lu rose loolu lan la lii waaw ku nekk ak sa pour déco bi la ah Sophie ngay exagéré ci ngalax bi nag mi ngi koy def comme cere tam xarit yi am na nag ay saucisson wak lu ma xamul Sophie indi na xaw ma ay tàngal la xaw ma lii ngalax ay fruits confits la moom juste rek dañ koy fruit la waaw bi daal laayeen Sophie. ah loolu Thioro mënta Mënul ñàkk tey. nga lax bi day dem laayeen ci kanam waaw yéen soxna dinaa Jaara leen laay wax nan la demee le temps ñu defar ngalax bi maa ngi yéen amuñu nëbboo soxna jaara lañ koy tibbal tey. soxna Jaara Thiaw laay caw laay. moom la ñuy yekkal nga lax bi tey ay yàlla mi ñu sax ak soxna Daba papa na nga def soxna Daba Thiaw laay da di sañ seeti nga comme d'habitude comme te ndekki li dee wala xina wala séeréer di wax sañ seeti nga. moom day découragé ci ñun bu ñuy wax yi nañ defar ngalax bi ay ca bisu ñu dem defar nga lax bi fi mu ne nii nag comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ñu ngi ci jeextalu kooru suñu mbokk chrétiens yi dañuy baaxee nag di defar li nga xamante ne nag mooy nga lax tey nag ma andiloon leen benn nga lax bu simple boo xamante ne nii ñi nga xamante ne ñu ngi seen kër bëgg nga lax mën nañu ko defaral seen bopp te du leen andil benn complication déjà rek sànq wonoon naa leen li nga xam ne mooy buy bi ak tigadege bi moom nag laa jël rek daal di koy mélanger comme ni ñuy defaree nëtëri rek déjà nag mu jox ñu résultat bi fi mu ne nii nag ñun am nañu li nga xamante ne ni nag mooy buy bi voilà excusez-moi fi mu ne nii nag def nañu li nga xamante ne ni mooy buy bi ak tigadege bi moom lañu jël rek daal di koy mélanger mu jox ñu résultat bi su fekkee nag da nga koy defar sa kër yàkkamti mën nga teg tuuti ndox mu tàng bu ndox mi tàngee rek nga sotti def suukar si ak buy bi ak tigadege bi nga xam ne dafay gaaw a bàyyi nga mën ko jàmb segg ko nag ba mu set de préférence ut benn tame bu sew daal di koy segg ba mu set ba nga xamante ne ni benn kiiwu buy du ci jàll su ko defee nag nga am résultat bi am nañu fii nag caakri bi la plupart du temps nag ñu bari bu ñuy amee caakri dañuy am impression que ni dafa wow wala boo koy lekk mu naan li nga xamante ne ni mooy nëtëri bi astuce bi gën a simple nag mooy soo amul inde mën nga jël sa benn poêle teg ko ci jël benn verre d'eau daal di ko ci sotti def beurre bàyyi ko ak moom nag ba mu commencé kii nga daal di jël nag li nga xamante ne ni nag mooy jus d'ananas daal di ci sotti boo defee jus d'ananas bi da ngay jël sucre vanille wala sucre cristallisé daal di sotti bàyyi noonu nag mu dugg caakri bi fi mu ne nii caakri bi su la neexee nii rek mën nga ko lekk nii sans pour autant nga boole ci dara parce que dafay am goût ndax am na jus d'ananas tuuti muscade beurre ak tuuti ndox dafa day nooy te day neex fi mu ne nii nag dañuy ñëw rek daal di yeggali li nga xamante ne ni mooy mélange bi defoon naa fële tuuti muscade mais damay dolli
dolliwaat tuuti de préférence nag muscade doom bi nga jël ko rappel ko sa bopp mooy gën a am goût moom la ñuy jël rek daal di koy jiital sotti fii. li may def nag mooy aussi ñëw nag rajouté waat tuuti suukar voilà gis nga rek ñu daal di def sucre. am nañu fii tamit benn mélange chocolaté boo xamante ne dañ ko ci sotti moom nag c'est facultatif bu la neexee nga def ko ci bu la neexee nga bàyyi noonu déjà nag comme li ñuy wax tous les jours boo xoolee nga lax bi ma def tey dama ko allégé rek mu simple defuma ci banane defuma ci ay fruits yoo xamante ne comme ni ñuy def di râpé pomme mën nga ko bàyyi noonu mu naturel ndax lekk gi nag nu muy gën di naturel rek di gën a baax ci li nga xamante ne mooy suñu wér-gu-yaram juste rek dama ci def tuuti chocolat boo xam ne dama jëloon ci buy bi mélangé ko ak moom nga xam ni dafay gën a woyof gis nga ni dafay relever li nga xamante ne ni mooy couleur bi déjà nag su ma paree damay jël rek càkkri bi comme ni ma leen ko waxee woon sànq def nañ ci jus d'ananas beurre muscade moom la ñu ci def ak tuuti ndox nga xamante ne ni dafay nooy te day am goût bu baax gis nga ni ñu garder ko voilà daal di mélanger raisin bi ak yooyu yëpp moom ci kaw laa koy def après pour ñi nga xamante ne ni bëgguñu ko ci parce que des fois nga def ko yekkal ko ni te du bëgg raisin mën nañ di ko faral di def rek à côté voilà gis nga nii rek ñu am benn caakiri boo xamante ne ni bu macha allah bu woyof mën nga ci lekk ni nga ko bëggee voilà gis nga nag suñu defee nii rek ba pare am naa fi essence vanille damay ñëw rek daal def benn bousson ma jël aussi ci fleur d'oranger bi moom it moitié bousson bi rek laay def voilà gis nga nii rek mu nekk benn recette bu simple boo xamante ne ni soo paree naka da nga koy def rek au frais bàyyi foofu ba moment bi nga xamante ne ni moom ngay servi nga daal di génne nànk rek daal di teg voilà gis nga am nañu ni coco râpé raisin ak ay fruits confits yooyu nag ci kanam rek laay jël daal di koy teg ci li nga xamante ne ni mooy ci kaw pour comme ça nit ki bu ko bëggul mën na ko génnee nànk daal di lekk li nga xamante ne ni moo des ci verre bi voilà tonton gar bi ma andil la benn kaas waaw kay mu ngi noonu ñu daal di teg daal di jëlaat beneen verre daal di koy remplir moom tamit voilà gis nga nii rek ñu am ñaari verre yu rafet daal di jël lii rek tegee ko nii de côté jegale nag li nga xamante ne nii mooy verre yi li ma doon wax rek lii mooy fruits confits ak raisin bi moom nag dañuy jël rek daal di teg ci kaw jëlaat tuuti raisin teg ci kaw ñëw nag ak fruits confits yi nga xamante ne nii nag dafay def jeu de couleur voilà gis nga nii rek ñu daal di sànni ci rebooru assiette bi jël tuuti raisin tamit sànni ci assiette bi lépp nag ci aspect décoratif bi lay doon am nañu fi nag coco râpé moom dañuy jël rek moom it daal di saupoudrer légèrement ci kaw bii moom ñu teg rek nii ci rebord bi voilà gis nga nag nii nag bisu moo nekkoon tamit recette bi nga xamante ne moom lañ leen proposé tey mu nekk suñu ngalax fait maison bi nga xamante ne moom lañ leen proposé mu nekk recette bu simple comme ni ma ko waxee woon sànq rek déjà nii defuñu ci ay banane defuñu ci pomme dañu ko bàyyi noonu rek mu naturel juste rek dañu jël tuuti raisin jël tuuti fruits confits ak coco râpé daal di teg rek ci kaw bisu ci kanam tuuti rek ma remplir ay verre andil leen ñu jàll ci li nga xamante ne mooy dégustation plat du jour tey bi bisu ñun bëgg nañoo déguster amul benn problème loolu moom duñu booleeg yow Sophie mi ngi noonu fàtte ni day dem laayeen tey xam nga da ngeen may provoqué tey daal laayeen mais xanaa di nga jaar sama buntu kër balaa ngay yegg laayeen xam nga boo dem sa kër sang doo mën a jàdd fenn da ngay jubal ba ci sang ba du dëgg Oustaz Assane waaye boo jógee sa kër sang tamit doo jàdd fan su ma jógee sama kër sang tam du ma jàdd li ma xam yëpp sax donc bii laayeen rek c'est-à-dire bu mu xat wala nga lax bi neex ba ngeen jàpp ne dinañ ko jàdd ak moom fenn. dañ ko yóbbu laayeen dama ciy jàpp. yow tam direct laayeen direct retour laayeen. direct retour laayeen chez moi. bu fa duggee dugg na sama kër rek. waaw kon bàyyi rek mu dem laayeen. amul benn problème waaw mënul ñàkk tey. da ngay ziar sang ba nag Cheikh Abdoulaye. waaw yow tam sëñ Abdou waaw Cheikh soxna baa ngi toog di xaar. ziar nañ ko bu baax. vraiment. nañ dem laayeen samay voisin lañ. samay mbokk lañ samay xarit lañ. Parcelles Unité 3 te foog mu dem sax Coro mënta ñàkk. mënul ñàkk de mënul ñàkk. kër Thiaw laay dem ngay lem lemal day dem kër Thiaw laay sama yaay la day dem mënul ñàkk. Thiaw laay dafa baax yow Oustaz Assane. soxna Jaara sax mooy woote nii mu ngi toog di xaar. soxna Jaara mooy woote. mooy woote ma nga toog di xaar. ne ko maa ngi soxna baa ngi toog di xaar.
waaw Thiaw laa ngi toog di xaar ñëpp a ngi toog di Nee xaar leen maa ngalax ngi gi ñëw. fay. Aywa Mbay am dinaa na wax loo yëgul de ah am na loo yëgul de am na lu ma yëgul. am na loo yëgul de ngalax gi oui waaw ma cawlaay sama yaay la. waaw. Thiaw Soxna laay moom Jaara. tonton Garmi lu ngeen Laay. ko waxal man ngeen ko waxal. sama yaay la Ni sama ma chérie. bëggee moom Soxna daf ma Daba. jaaxal sax. soxna Daba sama yaay la sama yaay rek da laa bëgg a yekkal nii. sama yaay juste. loolu foor na ma. loolu foor na tonton yéen Garmi. après jël leen Thiaw ma laay direct daal. Instagram ma wax leen li ma xam yëpp. Thiaw Laye daal li mu mel rek daf li ko ma doon. xamal Thiaw yëpp. dëgg la dafa doon baax. dëgg la ndax baax du porter tout le monde. déedéet moom ñu ko meññ ni mu mel rek la war a mel. ni soxna Baali mel ci waa kër Xaadimu Rasuul. noonu la feex ba mel ko ci ëttu maam. ko war ci lu baax yépp mi ngi koy def. Dëgg la yal na yàlla guddal fan. amiin Amiin yaa loolu rek moo am solo. Amiin. nit day marqué jamonoom. lii rek a tax ñu bëgg a bu la def fi jamono bay ah bu la fi jamono bay da nit da koy marqué. da empreinte empreinte da nga ko cay def ba mu saf. ngalax bi tey laayeen la jëm. ku dëgg ci na bëgg a naan fekk ñu laayeen ñun ñëpp dañuy dem sax. te ñun ñëpp laay la ñuy wuyoo. laay ma taar. laay Maktar. laay neex na ba pare. len daal xam naa ko laay moom sauf yow mooy gis ngeen Allahu ma ñuy rek. xaar ñëpp. te ñun ñëpp ay jaami yàlla lañ si yàlla la ñu jóge te si yàlla la ñuy dem danoo dellu. noonu Seydina Limaam bi mu ñëwee fekk jamono buñ ne la sant wa nga joxe ko am ñu bët buñ la xoole wala xeeb la wala ñu ñu xeeb dem la. mu ne yooyu yëpp nañ ko tege ne la te xam ne ñun ñëpp ñoo yem si kanamu suñu borom na ñëpp diw yoo Allah moo indi laay bii ibadallah mooy jaami yàlla yi mu ne comme boo dañ amoon aada joo xam ne boo ne sant ba ñu xoole la bëtu xeebeel te bëggul jullit warul xeeb moroomu jullitam doomu aadama warul xeeb moroomu doomu aadamam nit warul xeeb moroomu nitam mu ne na ñëpp di wuyoo Allah sant ba mu ne laay yàlla moo bind ñëpp moo sàkk ñëpp te ñun ñëpp si moom lañ jëm si lañuy léegi yow dellu sang bi laay demal ci ak. laay maxtaan laay ma taar. ku ko wuyul fii rek di nga ko wuyoo fii rek est-ce que ci taw Dinaa la yem. laay waaw Thioro yaa ne ci dëgg moo yow tam. waaw ku am ay yaay yu baax ñu sant laay. mi ngi fii ndax li ma la santale laay. li ma sant lu tax muy fii. ah mi ngi fii man de sama loolu la. yaay yu baax te yi laay laay te laay gi raxul dara. raxul dara tonton sa Garmi. reeju sew ji nga ree. laay bi kontaan secret bi génn. feeñ yàlla saa yu feeñee rek waa bu ñu tuddee waa xam nga boo demee ci ëtt boo xamante ne turu yàlla rek lañ fay Affaire bi tudd. mbay. da ngay kontaan. yàgg bàyyiwul dara nan Loolu dànk la. demul ci Covid ga yàgg bàyyiwul dara. waaw yàgg Garmi. bàyyiwul dara tonton Garmi xel mu ngi ñaaw di. waaw lu xew man kay petit xam naa lépp dama koo mënul a wax. ah yéen maam Jaara laay Adama laay. Caw laay ngeen Alaaji bëgg koo Malick. féetale am na ñan. Pape Laay ak Samba Laay ak Demba laay. ak Demba Laay lu ci ne Ak mën naa am Abu ci Laay. Laay ma tax ñooñu. ak Abu Laay. waaw Apu mais laay am na fi di bay. Apu laay de na dem rek Apu laay merci rek. ñu wax ci Covid Thioro beeg gars yi Macron jékku nañ la tey du ma leen tontu bilaay ci dara. bu leen tontu bu leen tontu waxa ci Macron. d'accord bu leen faale Imam nañ commencé France bu ñu jógee Jàmmalaay wala Cambérène dañuy dem ba France wax ci Covid bi nga xamante ne fi mu toll nii nag quand même sonalaat na yeneen dëkk yu bëri Macron démb wax na ak askan wi moom nag ñëwaat na ci yenn ci ay mesures yoo xamante ni jëlaat nañ ko ñu wax ni du am confinement bu strict certes mais dinañ restreindre bu baax circulation bi ak fermeture u commerce yi école yi itamit dinañ ko tëjaat au moins pour 4 semaines en attendant wax nañ itamit ci réouverture u yenn lieu de culture yi terrasse yi bar yi restaurant yi loolu nag ci mi-mai lay dem en attendant ñuy xool ba xam fan la ñuy mujjee ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu am ndax pandémie bu coronavirus ñoom tamit Emmanuel Macron leneen lu mu wax mooy fexe ñu accélérer campagne de vaccination bi mais itamit ñu gën ko élargir ba surtout ci nit ñi nga xamante ne am nañu lu tolloog ko 60 ans di juróom-benn fukki at waaye itamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo am lu méngoog 50 ans ñoom fii ak le 15 mai ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo am âge yi gën a suufe loolu fii ak mi-juin incha allah la ñuy dem ñoom ci lu jëm ci wàllu vaccination bi mu mel ni daal lycée yi collège yi ak école primaire yi ñoom 3 jàpp 4 semaines la ñuy tëj bu li ko dalee vendredi soir lay doon mu mel ni daal loolu lépp ay mesures la yu ñu jël
ngir rek mën a xeex ak li nga xam ne moom moo di coronavirus. ñu dem ba tey ci coronavirus wax ci li nga xamante ne moom moo di vaccin bi la di Pfizer ñoom nag ñëwaat nañ sax ci li nga xamante ne moom la ñu am ci ay chiffre ngir wax ci wóor bi nga xamante ne moom la vaccin bi wóor waaye wax itamit ne mën nañu ko sax vacciner ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi am lu commencé 12 ans ñu wax ni ci ay études yu ñu njëkk a def vacciner nañ ko 2200 volontaires yoo xamante ne entre 12 ak 15 ans la ñu am te ñoom sax ñi ngi ko vacciner sax te amuñu woon Covid ba tey amuñu li nga xamante ne moom moo di Covid. Donc fi nga xam ne moom moo di Allemagne par exemple ñoom rafetlu nañu le fait que vaccin boobu la di indi ay jéego yu am solo mais également ñëwaat ci disponibilité bi parce que am na ci vaccin yoo xam ne fi mu toll ni tembe mu ngi manqué waa Pfizer par exemple am nañ ay commandes yu ñu mënagul honorer tout ça c'est des soucis yoo xam ne yenn ci ay dëkk quand même ñu ngi koy jàkkaarloo mais en tout cas li ñu bëgg rek mooy fexe ba ñëpp mën ci jot au moins ñu mën a vacciner ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofule ngir ñu mën a relancer économie bi nit ñi reprendre seen ay activités mais surtout xale yi parce que liñ ci gis mooy ñoom vecteur de transmission bu gaaw a gaaw la xam nga tey bëri na mag yoo xam ne même fii ci Sénégal c'est un problème et on en parle tout le temps demuñu ñëwuñu mais xale yi ñoom ñoo leen di andil virus bi donc dina baax ñu mën a vacciner ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi bu ko defee rek ñu mën a sauver yenn ci ay mag ci jàngoroy coronavirus. Imam je pense que mën nañu dem xool tey Covid bi fi mu toll ci Sénégal ci bilan bu bees boo xamante ne ministère de la santé et de l'action sociale joxe nañu ko tey sur 1659 tests yu ñu jot a réalisé 77 ñoo ñëw positif comme pour dire ñu ngi continuer ba tey ci tendance baissière bi ñu nekk 17 yi mooy cas contact 60 yi mooy cas communautaire c'est vrai que cas communautaire yi wàññeeku na mais quand même bu gënee wàññeeku dinañ gën a mën a saafara jafe-jafe yi Dakar am na 38 ci cas communautaire yooyu la donc moom moo ci ëppale Wakam moo ci ëppale ak 6 Plateau moo am 5 HLM 4 Médina Petit Mbao Rufisque ak Yëmbal ku nekk ñaar nga am benn barak Suprême Diamniadio Guédiawaye Lac Rose Liberté 5 Liberté 6 Maris ñaari tali Ngor Ouest Foire Parcelles Pikine Sacré-Cœur Sicap ak Mbao ku nekk benn cas nga am ci cas yooyu en région am nañu 22 cas communautaires 5 yi Saint-Louis la 2 yi Kolda la Mbour Richard Toll ak Tivaouane Kanel Kaolack Ngaparou Pout Saly Somone Thiès Vélingara ak Ziguinchor ku nekk am nga benn ci cas yooyu la 113 patients wér nañu tey nga fas yéene ñibbi seen ay kër 32 cas grave la ñu am malheureusement ñetti nit ñàkkaat nañu seen bakkan ci jàngoroy coronavirus boobule bi mu fi duggee ak léegi 38 782 cas la ñu déclaré positif 37 434 yi wér nañu 1005 yi malheureusement ñàkk nañ seen ay bakkan fi mu toll nii tembe 293 ñoo nekk sous traitement c'est important tamit ñu koy noter saa su nekk ñiy wér mu ngi am solo du coup li nga xamante ne moom moo di ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk sous traitement dañuy néew Sénégal démb vacciné nañu 14 188 personnes loolu yóbbu ñi jot a vacciné wu ci 274 942 c'est vrai que le nombre est petit comparé à la population on est 16 millions de Sénégalais comme je le dis tous les matins mais quand même ay jéego ñi ngi koy tëral ngir ñëpp mën a jot ci vaccin bi bu ko defee bijou ñu mën a tàqali ko ak coronavirus wala au moins relancer nu mu gën a gaawee économie bi mu mën a taxawaat nit ñi delluwaat ci seen ay activités je pense que c'est important thank you. merci beaucoup Thioro ci point corona bi nga def ak actu corona bi nga def pour l'instant ci àdduna bi yëpp d'accord nañu ci benn yëf boo xamante ne c'est universel la solution c'est le vaccin pour une fois ñun ñëpp d'accord ci dara par rapport au coronavirus ah ñun vendredi suba la ñuy vacciné wu di waa groupe bi yëgoo lii suba rendez-vous bi suba la 9h30. man vacciné wu naa ba pare. vacciné wu alhamdulilah. waaw kon nag ñu indi sa passeport de vaccination rek. amul benn problème. ñun rendez-vous bi demain la mais en tout cas loolu la waa àdduna bi yëpp daal di d'accord ne moom mooy solution par rapport au coronavirus bi pour l'instant ni ma ko doon waxee sànq bi virus bi duggee ci àdduna bi ba léegi ëppal na 1 an léegi ñi ngi soog a àndandoo am symbiose ci dara donc nañu ko def vacciné wu et puis bañ a fàtte geste barrière yi takk masque gel raxasu c'est très important ñu koy def
balaa ñuy jàll ci fàttaliku bi Exidex andi muy Youssou Ndour bi nga xamante ne Alboury la ci woyoon dama bëggoon invité ñu jàll ba pare tonton Garmi ñu ngi ñuy xaar de da nga am rendez-vous tonton Garmi de dama bëggoon ñu sargal la waaye nag comme yow yaa jox ex bal bi nañ ci def Exidex waa ñu waxtaanee Alboury bi nga xamante ne tey moom ngay dugal la ba décortiquer ko indi clip bu démb ak clip bu tey. voilà merci beaucoup. inspiré xale yi sama maam de la andi comme ni nga ko waxee rek toujours ñuy ñëw sur des messages très forts toujours ñuy ñëw ci des messages très forts à l'endroit aujourd'hui des artistes toujours gis nañu la nouvelle génération nu ñu amee pas-pas ci dellu si waat di way bind texte et tout ça donc mais li ñuy gën a def rek mooy toujours di ñaax di woon à chaque fois yenn angle yi nga xamante ne mag ñi daanoon nañ ko traité parce que xam nañu ne la meilleure façon d'apprendre c'est en jouant donc wala ñu wax ko d'une manière bu agréable nit ki da koy gaaw a jàpp d'autant plus que ne tey on a que suñu cosaan suñu valeur rek la ñu am on a que nos zéros ñooñu rek la ñu am aussi tamit donc d'une part les meilleurs professeurs ou bien les personnes habilitées aujourd'hui à donner des messages très forts c'est des artistes combat bu ñu porté dafay dem lu ñu bëgg wane dañ koy gis sooy xool en terme d'impact tey boo bëggee sa message gën a impacté souvent dañ koy jaarale ci artistes yi donc là voilà c'est des influenceurs donc sooy xool tamit benn côté pour ñu gën a mën a gaaw a jàngal xale yi ñan ñoo nekkoon suñu héros yooyu la li ñu fi def jaloore yooyu noonu donc ci artistes yi leen ko mën a jaarale donc ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour gis na ne à chaque fois bu ñu tolle ci des moments forts il porte un message très fort à l'endroit de la population donc Alboury nag defe naa ne xale yi war nañu koo xam dëgg la jàng nañu ko école c'est bien vrai mais booy xool ci programme yi toujours on a de moins en moins héros yooyu ñu koy xam xëy na ñun am nañu chance jàng ko ci wàllu histoire donc dañuy seetaan way wi buñ ci jógee dellu si rek faram fàcc tuuti après soog a tàggatoo on regarde. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre, rester libre, je veux m'envoler vers le ciel. Una bagaya marina, una rek bobo no tem wajolo ci kanam, ba rew man nan ci from jamay. Lamb ji fi amoon daaw verdict ba la ñuy xaar ba tey coow li fi amoon daaw verdict ba la ñuy xaar ba tey man duma ko di bëri man duma ko di bëri sama xarit yeeg sama am di jàmm yee su dimanche damay bàkku ji dugal ma fii abal ma fa sës ma yeewu sama dëkk coow li fi amoon daaw fetti ba la ñuy xaar ba tey sama xarit yeeg sama am di jàmm yee nga sa moom ma jabaxal nooju laa xas sama am
parce qu'on parle de l'histoire mais en même temps ci biir dafa am beneen bind mooy dafa am deux dafa jël ñaar yoo xamante ne benn mënul dem sans boobu bu mu waxee ci waru làmb ji fi amoon daaw verdict bi li ñuy xaar ba tey donc loolu defe naa junj doy na borom xel mais ci biir aussi daf ñu andil tamit Alboury ki nga xamante ne def na fi jaloore goo xam ni xale yi bu ñu duggee ci wàllu histoire sama maam la voilà sa maam la donc layti cukli njëglaan sare njaay maa ngi nii toog donc defe naa ne jaxale cukli rek la may wooy andi na fa wax na fa wane na fa aussi tamit naka la xale yi waree mën a déglu message mën ko décortiquer donc il a commencé par là Alboury après ñëw ci verdict bi et tout ça là donc muy ñaar yi nga xamante ne benn mënul dem ñaar yëpp cosaan la donc benn mënul dem sa morom mi mais bu nekk dafa laaj jom ak fulla ak fayda bi nga xamante ne moom la Alboury amoon ci wàllu làmb donc nga gis ne foofu déggin bi da nga gis ñi dañuy andi làmb ñi dañuy andi dara mais toujours est-il que message dafa baax toujours ci waykat yi damay wax ne wayaan du way déedéet wayaan du way dëgg la way dafa am wayantu dafa am ak wayandoo am ñaaw jaga mbay li ci gën nag mooy nga wayal gaañ waaw loolu nag defe naa ne dafa li mbay naan Youssou yaa ngi wéyal gaañ waaw donc wayal gaañ nag mooy nga wax leen li ñu bëgg a dégg yar leen won leen yoon bi da pare andiwaat aussi cosaan parce que suñu way yi ñun dafa tombé at mënoo génne mbalax ak cosaan suñu héros yi baax na artistes yi nga xamante ne ñoo fi nekk tamit di leen porter su fekkee album 6 titres la bu dee 6 titres la ñu jël au moins benn titre jagleel ko kenn koo xamante ne def na jàlloolu ci réew mi yem ci nag bu ñu yem rek ci way ko mais ñu ñëw ci jëf yi nit ñi xam mooy kan li mu fi def pour nga xamante ni histoire njàngale waaw exactement dana mën bu ñu dégloo band yi dana mën a xam démb mag ñooñu ñooy ñan donc Bijou ñooñu kay tey lii laa leen andiloon clip bi ci la Miyoko nekk voilà Miyoko moom mooy ci laa njëkk a gis asiatique ma yaakaar affaire bi jaaxal ma daal naan lii nii lan la Miyoko moom mooy Miyoko waaw Miyoko moom moo doon fecc noonu at ci biir làmb gi géew gi noonu ngir chinoise bi noonu bi lu ma jaaxal ma naan Youssou Ndour li mu indi nii lan la musuma xamoon luy asiatique boobu xale laa yàgg na voilà merci beaucoup Exidex ci li nga indi xale yi du ñàkk ñu jàngee ci beneen mag boo xam ne dañoo bëgg na xale yi jàngee ci Exidex mooy tonton Garmi moom nga dendal nga xamante ne ni moom chaque jour dinañu indil mag mu ñu mën a inspiré ba jot prix bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee prix d'excellence 2020 El Hadj Mansour Mbaye moom li ñu ko ci joxee mooy le fait que mu nekk régulateur social fu dëkk bi jaxasoowee suñu xel day dem ci moom mu dox tànki jàmm ak yeneen yi nga xamante ne daf koy def comportement exemplaire bi nga xamante ne am na ko ci nit ñu mag ñooñu muy indi chaque jour ak action yi muy def ngir jàmm rek am ci dëkk bi ak ci famille yi nekk communicateur traditionnel bu Sénégal ak diaspora bi ñi ko jox mooy waa FAPI Sénégal nekk ci en partenariat ak The Islamic Society of Washington DC ñoom nag ñoo ko jox prix bi ngir jaajëfal ko prix bi nag buñ koy wane fii ci télé bi suñu ay kilifa dañuy ñëw teew ma leen di ñaan ñu egsi ñoom tonton Garmi ñoom tonton Abdou Aziz Mbaye plutôt ñoom tonton Mara ñoom Paate Ba papa ñëwal bu baa ngi fi madame Ba tey waa télé bi yëpp dañuy ñëw su ko defee ñu jël prix bi nga xamante ne moom la ñu jagleel tonton Garmi ñu kontaan ci torop papa toogal ay waa tekki leen non toog leen déet da di toogal Paate Dia tonton Mara toog leen ñëw leen waay madame Ba toog leen rek toog leen ma cousine viens ici là chérie viens kañ toog leen donc tonton Mara ani micro bi jox naa ko voilà donc prix baa ngi nii tonton Garmi ko moom waaye ñun ñëpp non ma cousine viens wallaay maa la ko ñaan mu nekk loo xamante ni dañu ci kontaan bu baax a baax tonton Mara prix baa ngoog déedéet ñun dañ leen di bàyyi ngeen toog yéen la ñuy gane la dañ leen di sargal tey kontaan trop ci prix bi nga xamante ne tonton Garmi jot na ko xam naa képp kuy communicateur traditionnel tey sa xol sedd na jërëjëf Bijou defe naa ni li nga wax loolu communicateur traditionnel yi fu nu mën a fekk fu nu mën a nekk ci gox yu fasante ko ci Sénégal gi yëpp gis nañu ne xam nañu El Hadj Mamadou Mbaye Garmi surtout le président El Hadj Mansour Mbaye ki ko joxe nag lii nga prix bi mooy fondation d'appui aux initiatives pour la promotion de l'islam ñi nga xam ñoo nekk États-Unis
dañu dajaloo di xalaat di seetlu ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi tey yëngu ci wàllu diine prix bi nag El Hadj Mansour Mbaye la tudd ñu jox ko El Hadj Amadou Mbaye Garmi muy coïncidence boo xam ni digganteem ak El Hadj Mansour muy doomu xalam kii di def ko bàyyi boo xam ne ci lay yëngu beneen bi ci des mooy ci wàllu diine yi mu yëngu gis ngeen festival Salam taxawaayu El Hadj Amadou Mbaye Garmi gis ngeen tamit ci wàllu diine conférence religieuse yeeg gàmmu yeeg màggal yëpp taxawaayam ci wàllu loolu beneen bi des na c'est un homme de parole mais un homme aussi de un conciliateur ndax ci wàllu diine boo amee da nga am yenn taxawaay yi su nekk fondation boobu ñooy tax jóge États-Unis indi jox ko mu présenté ko nag mu am na ñun ko mas a jox nag fii jox nañ ko fi mbakk yu fay jox nañ ko fi tudde ko sëñ Bass Abdou Khar jox ko mbakk yu fay am na ñeneen ñun ko jox mais chaque année dañuy toog mën nañ tëb at duñ ko joxe mais buñ toogee ba joxe ko rek mooy xool nañu kenn seetlu ko ci wàllu taxawaay looloo taxoon tey ñu ànd ak directeur de la des programmes ak ki nga xam mooy manager mi nga xam moo représenté Youssou ak ñun ñi nga xam ni dañu yónnee message bi officiellement mu jaar ci El Hadj Mansour mu ñëw ci man mi coordonnateur réseau communicateur ma ñëw pour ñu ànd pour ñu jox ko prix bi ci média bi nga xam ne yéen ñëpp équipe bi ñoom madame Ba ñëpp a ngi toog ñoom Pathé ñoom Oustaz ak équipe bi mu nekkal Yeewu Leen ak Ibou bi nga xam moo yor affaire culture fii ñu indi pour joxe tey prix bi muy de façon symbolique muy loo xam dañ koy préparé ci kanam ak la cay xew Mamadou Mbaye Garmi dina toog ci plateau télévision ak ñi mu ciy àndal ci wàllu organisation bi ñu xam nan lañ koy defaree ak ñan lañ koy tuddee ak nan lañ koy defee bu boobaa incha allah dinañ ci gën a indi ay yaatu def naa loolu mooy activité monsieur le directeur général ñu jox ki nga xam ne mooy Mamadou Mbaye Garmi prix bi nga xam ni dañ ko koo desee jox ko parole joxal kàddu gi buuba nga sànni ko ay baat rek. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kontaan trop ñëw recevoir prix bi nga xam ni ñu ngi ko jox Mamadou Mbaye Garmi donc ku wax Mamadou Mbaye Garmi vraiment nit boo xam ne rek dafa transversal entre culture ak religion ak culture sax sore ñu noonu donc vraiment mu nekk nit boo xam ne am importance ci kër gi la à chaque fois événement religieux am wala culturel je pense que ki ngay njëkk a xalaat mooy Mamadou Mbaye Garmi moo tax mu mën a toog ak yéen ñi nga xam ni peut-être ci at moo leen mag mais aussi dafay mën a bokk ak yéen génération pour apporter un peu touche boobu uuf ñu bu baax nag waaw nekk ku ko xam aussi am ni inconditionnel de El Hadj Mansour Mbaye la assumé ko donc def ko royukaay donc bu ñu ko joxee prix bu mel ni duñu bett ñu tuddee ko El Hadj Mansour Mbaye mu nekk kilifa ci kër gi depuis suñu yaay Ndeye Soxna bi ba léegi defe naa am na lu ñuy représenté ci famille bi yëpp au nom de tout le groupe au nom du PCA Youssou Ndour ñu ngi ko koy jottali di ko ko jox parce que bu gagné prix bi rek dafa mel ni ñu nekk ci kër gi yëpp ñoo ko fay wallaahi loolu dafa am solo parce que Garmi moom ci àddina bi yëpp ñëpp a koy bëggee nit ñi defar la nit bu positif la Garmi doo ko gis mu mer boo gisee couleur yi muy soo rek xam ne kii du mer ay jaune ak rose ay orange couleur yi féexal xol di pas sawar naa ci comme amul ay anglais yu ñu war a traduire rek naa ni comme événement bi fii la commencé mais xam naa ni boo moytul grand théâtre wala fa lay mujjee Sorano lay mujjee li pas moom dag ma koy jéggal rek dinaa ñëw waa traduction bi daal nga mu baal la ko waaw jun ñu doy na borom xel donc vraiment kontaan nañ trop di la féliciter di la encourager di féliciter aussi groupe Futurs Médias waaw parce que mooy ko moom de mooy moom moo waral lii yëpp te fii la ko gars yi di seetaane seetu Sénégal di ko gis donc muy wane waat aussi suñu taxawaay je pense que ci Sénégal mais aussi surtout si diaspora bi parce que bëri na ñoo xam ne ñi dem ci diaspora bi boo duggee ci kër macha allah boo duggee fukki kër yu nekk boo may budul fukki juróom-ñeent yëpp teeto nañu wallaay donc loolu mooy wane ni kër gi comme ni ma ko doon yàgg di waxee rek ñun moomuñu ko sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais yi d'ici et d'ailleurs donc vraiment félicitations Mamadou Mbaye Garmi jërëjëf lii xam naa ni lu ndaw la rek leneen lii ñëw sax moo gën a amiin dara yomb la donc ñu lay féliciter di la encourager di wax que ñi ngi xaar événement bu rëy bi incha allah il faut mu il faut mu bir moom mënul ñàkk ñu ngi nuyu aussi présence su Mara Dieng baax ku gis Mara Dieng mooy gis nga Youssou lay dëgg la Pathé Ba nga xam ne aussi kilifa la ci kër gi moom tam am taxawaay bu rafet ñu wax Pathé Diagne ñu ci
mention spéciale madame Ba parce que 8 heures ba léegi mi ngi commencé woote naan kañ foo leen nekk. ak Ibou Diouf ak toute la famille. donc félicitations Mamadou Mbaye Garmi. yàlla na la jik. amiin ñu ñàkku nag. dëgg la incha suba allah la suba. naa ëllëg dañoo ñàkk. ëllëg dañoo jërëjëf ñëpp kon mbokk yi lii mooy ragal. li nga xam ni moom la ñu amaloon tey fii ci télévision Futurs Médias di wax ni ci turu Youssou Ndour la ñëpp ñëwee ndax yi tamit Youssou Ndour moo ko moom ndax moom mi sos kër gi indi fi ñëpp di dajale fi ñu nekk benn fan kon ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di ko ci ndokkeel ndax bisam la ak kilifa yi nga xam nag ku ci nekk El Hadj Mamadou Mbaye Garmi séex na ko ak yow na ca dox wax ci ba àgg ci li nga xam ne mooy programme bi ñu koy jagleel incha allah kon ñu bàyyi directeur général xanaa rek di la wax ni Abdou Aziz dafa am koo xam ne kii moom prix bi maa tàbbi ci kër gii dafa am jigéen ju baax ju ma jàppale uuf ma soutenir ma téye ma tubaarkàlla ba ma am dëgër laay ci kër gii kooku mooy ajot ndey soxna mbubb mu baax seetuma tur bi de wala ma tànk moo ko jëf bi maa ñëw ci kër gii Amadou Mbaye Garmi ndey ju baax jooju moo ma épaulé ànd ak jigéen ju baax bu ñu naan ndey sëyna bu nduur kon bala maa tudd kenn ci prix bi ñoom ñaar ñooñu le dinaa leen sargal bu baax a baax ndey soxna sama ndeye waaye ndey sëyna bu sama sœur ci ñi ma dëgëral jàppale bu wér ba Amadou Mbaye Garmi am assise bu wér bile sama ndey ju baax jooju le li ci des nag incha allahu taala danaa ko àggale ca jataay ya nga xam ne ca la noo daje waaye daal prix bii suñu toogee fii kër gi yëpp toog dinaa daal di dëgg-dëgg Adja Ndeye sax mbuub jaraaboo sama ndey joojule loolu kàddu rek laa ciy dugal di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. félicitations tonton Garmi kontaan nañ. tonton Mara bul dem tooga. tonton Mara doo toog ñu yeggale yeewu leen. macha allah jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf ñu kontaan encore bu baax ci prix bi nga xamante ne tey jox nañu ko tonton Garmi ci suñu kanamu ay kilifa ñun moom kontaan nañ ci et puis événement bi ñun ñëpp ñooy àndandoo. waajandoo ko organiser ndoo ko defandoo ko suñu yëf la. suñu yëf la boobu tonton Garmi du ci am dara lu mu def lu ñëw rek toog. bu leen déranger téléspectateurs yi bu leen déranger téléspectateurs yi. maaleykum salaam. Arona ça va. Arona fu mu nekkoon ci àddina. waa ñëw kay ñëw na. Arona nee leen ko plateau la ne di en direct bu mu ko fàtte mu. yàlla ko indi benn la c'est pas grave. ndeysaan. waaw. dox ko micro bi. dëgg la. waaw wàccal max bi waaw wàccal. télé la di. wàccal graw. ndeysaan. nga daw. ndeysaan. Garmi, au-delà de tout, c'est mon ami, c'est mon frère. Ok, c'est Nekk ku quelqu'un baax. qui a un grand mérite. Vraiment, ce trophée-là, vraiment, weesu na lii. ndeysaan. xam nga vraiment tu as été vraiment d'une très grande constance. ci liggéey bi ngay def. ndeysaan. vraiment ñëpp xamal la. nga nekk nit ku baax. man mën naa ko seede. alhamdulilah ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble. ndeysaan. donc lii boo toogee sama bureau gis. fii ñu lay décoré. xam nga ma def lu mel ni comme ko gis vraiment je serais pas quitte avec ma conscience. ndeysaan. loolu moo tax ma ne ko booy. vraiment réunion bi man jéggal leen foofu ma dem vraiment. ndeysaan. lii foor na jërëjëf lii foor na Arona. kontaan nañu Arona. nit ku baax rek mooy def lii kontaan nañu dañu yàgg nag. kontaan nañ ci sa dañu yàgg dañu yàgg. tonton Garmi ça nous fait plaisir ça nous touche ndax loo ko waxal ñun nga ko wax. wallaahi événement bi comme ni ma ko doon waxee. ndeysaan. tonton Garmi yow toog rek nga nar a def lépp ñun ñoo koy def. incha allah organiser ko ba mu mat. seen bés la de. waaw seen suñu bés la moom macha am nañu allah. bés donc ñuy terminer rek émission bi ak Macha anniversaire allah. yi nga xamante ne jot nañ ko fi tey commencé ko ba su Fatou Kiné Ndiaye je te souhaite une très longue vie Merci, de la kontaan part de nañu, ta directeur. famille de Dawal ci. Diama Ndiaye et de tes amis happy birthday à Mrs Mbaye Dogo Daba Sène ma grande sois heureuse. Happy birthday à bébé Junior Mbodj de la part de maman Didi Diata depuis Tunisie. Didi Diata, moi je souhaite Junior Mbodj un joyeux anniversaire. Voilà, Junior Mbodj. Happy birthday à toi. Joyeux anniversaire à Rokhaya Gueye depuis Seras de la part de toute la famille. Max Gueye depuis Paris, Aulnay-sous-Bois, Chéri, Khady Seck, ñu ngi lay souhaiter un happy birthday.
Joyeux anniversaire à Binette Gueye, Madame Nyon, de la part de toute sa famille. Joyeux anniversaire à ma princesse, que du bonheur, mon bébé Elisabeth Sen, de la part de ta maman, ton papa, Prosper Sen, depuis Allemagne, grandit en âge et en sagesse, mon bébé. Joyeux anniversaire, mon petit prince Massar, je te souhaite une très longue vie, santé, le meilleur de la part de maman et papa. Happy birthday à Badou Dieye, de la part de Lassana Djigali, réalisateur à la TFM. Joyeux anniversaire à Monsieur Djen Madjei, de la part de sa femme Maman Ndiaye. Happy birthday à ma cousine chérie Ndeye Khadid Tew Lay Maktar. Longue vie à toi de la part de toute la famille Sar Abari. Happy birthday à El Hadj Cissé, Parcelles Assainies, unité 14, frère de Mao Cissé, de la part de sa famille et de ses amis. Yow kon sama doom nga ndax Mao sama doom la. Joyeux anniversaire à Mam Seck, Madame Diouf, on te souhaite tout le bonheur du monde, longue vie, beaucoup de bonheur, de la part de tes cousines Khadija, Touti, Elisa, Adjindak et Oumou. Happy birthday à ma sœur Aïcha Nia Borom Shushka Fashion, de la part de ta sœur Kati Diop, Machallah. Happy birthday à toi. Joyeux anniversaire à la siste Milena, de la part de toute la famille, tes amis et tout le mouvement Réaction. Nous le souhaitons un happy birthday. Joyeux anniversaire à ma petite sœur Mata Boudjigen, ma raison de vivre, bébé Khadi, de la part de toute la famille. Nous t'aimons très fort. Tu as le top de sa anniversaire, bébé Khadi. yaru na moom. loolu mun nañ ko koo seedeel. caat bu yaru vraiment. buñ fa demee fekk ko tekkaaral rek la ñuy fekk ci kase moom laf cat ci waaw macha allah. dal na yaru na jàng wàcc ñëw toog sama yaay bàyyeewuñu ak yow rek nga jaaxal ñu man personnellement ñëpp dañ ma féetale ak yow. J'ai du mal à parler d'elle tellement que comme je dis sama benn unique raison sama seule raison de vivre su ma ko mënee waxee noonu moom la yàlla nañu dund ba ñëpp fekkee lépp je t'aime plus que ma propre personne et ça tu le sais dundal ba doyal. kat coro daa fiir bi mu génnee photo anniversaire bi mu génnee ni yii dañ koy xool buñ ko seetaanoon benn bët lay posté mais happy birthday à toi bébé Khady laf cat ci yow. Happy birthday à mon fils Papi Thiam, grandi en âge et en sagesse, de la part de toute la famille Bamba Cheikh et Astou Thiam. Joyeux anniversaire à Nyanya Dian, toute la famille depuis Ngoumba Ngeoul et Espagne te souhaite un très bon anniversaire, c'est de la part de ta sœur Femme Seck. Joyeux anniversaire à Doyen Galaye Thioune, chéri Aram Thioune, c'est de la part de ton frère Mam Saliou. Happy birthday à toi ma nièce d'amour Nabouja Faye, que du bonheur, dundal wéral, de la part de tonton Mas. Et pour finir, joyeux anniversaire à Mansour Lo, chérie mamie depuis Rufisque. Donc anniversaire yi jeex na fi la ñuy jaaree tàggoog yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu doon seetaan. Encore félicitations tonton Garmi, comme niñ lay koy waxee xew mi sunu xew la. ñu bàyyi la nga tàggoo ba jeudi incha allah. waaw incha allah xanaa di leen jox docteur Dia rek incha allah ci wëndeelu ce soir bu neexee yàlla. waaye di ndokkee réew mi yëpp di ndokkeel tam waa États-Unis di leen ñaanal jàmm lu bëree bëri. waaye di am mbég tam di la wax ne incha allahu taala su ma fi jógee nag maa ngi dem sama kër yaa ndey soxna incha allah pour yóbbul ko prix bi ndax prix bi prime la ci kanam tuuti incha allahu taala foofu laay dem sargalante ak moom wax ne daal lu xew yëpp sama ndey ju baax jooju la. yàlla na yàlla sàmm ko yàlla guddal fanam te may ko wér ci ndey yu baax yi ci la bokk man sama ndey sama xarit. dafa baax dafa baax bëgg nit ndeysaan. dinañ la gunge. ci kanam oustaz ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw jërëjëf Bijou amoon mbégte ànd ak yow ak si Coro El Hadj Mamadou Mbaye Garmi Sofi ak ñu doon topp man damay wax rek ñaanal wax joyeux anniversaire suñu benn papa di papa Ibrahima Seck. tey moom mooy xalif général Ahlu Sekken El Hadj Malick bu dee mën nga ma laalal photo bi tuuti rek. ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér. ndax ginnaaw bi way jur ñenn nañu dëddoo. tey jii képp ka nga xamante ni yaa ngi bokk si fa mu El Hadj Mamadou Seck. bu ajaratu maam jigéen pay rek tey jii moom mooy sa xalifa loolu yàlla dogal kon papa Ibrahima Seck fii si Liberté 5 ñu ngi koy wax joyeux anniversaire di ko ñaanal yàlla defal ko gudd fan yàlla may ko wér bàyyi ko fii mu yàgg lool ba ay sëtam di ko teral ak njabootu fa tabarakallahu Seck salaatu gi yëpp kon papa Ibrahima joyeux anniversaire Bijou ba ëllëg ak jàmm sargalaat rek soxna May Galas ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér soxna Bali Muntaxa njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp njabootu Seydina Limaamu njabootu maam Ibrahima Niass Kaolack njabootu Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na yàlla may ñëpp wér yal na yàlla may ñëpp xéewal yal na yàlla ñëpp may teranga si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ëllëg ak jàmm ñu ñëwaat insha allah jërëjëf oustaz ba suba ak jàmm nga àndandoog Jeena ba ci yeewu leen bi Exidex à demain. À demain Bijou merci di remercier encore Garmi ci prix am bile
di ko ñaanal yan na ko muurloo yan na ko jik vraiment et c'est une fierté ah c'est une fierté macha allah waaw vraiment lii ñun ñoo ci gën a fier sax suñu prix la parce que ku la jox dara jox ñu ko ñun ñëpp parce que yaa ngi ñuy junj di ñu soññi nii àdduna liggéey rek am solo baax rek am solo def rek am solo bu ne Garmi ñëpp xam nañ ne lu baax lu bon sax bëgg ko dégg lu ñaaw sax bëgg ko gis macha allah yal na la yàlla lafal cat vraiment sinon tamit di remercier ñun bokkal plateau bi yëpp aussi Bijou sinon on revient incha allah mardi prochain incha allah mais sinon rek aussi pour Kandji Couture t-shirt nee naa t-shirt bi sax nee naa tenue bi le nga xamante ne moo koy defar mi ngi foofu ñoom daal ñu ngi fii toj waaw donc Kandji moom nag moom may assiste tout le temps donc numéro bi di 77 894 26 68 77 894 26 68 di ci nuyu tamit sama jigéen sama xarit sama wóllëre bëgg monsieur le maire kooku mooy Ndeye Kassé foofu ca Sébikotane bëgg monsieur le maire di ko taxawu moom mi muy liggéey bu rafet macha allah Ndeye Kassé yow moom xam nga man xam naa macha allah yal na la yàlla dooleel donc Bijou merci beaucoup et puis di remercier waat ñëpp. à mardi Exide accident yeewu leen coro ba lundi. ah lundi férié la Bijou. wax nga dëgg mardi ko fàtte woon. lundi férié la te moom day fay ko moo ko jàpp te moom day fàtte ne man damaa am wàllu catholique donc damay feetu ji xam nga yooyu yëpp tam bu leen ko fàttewaale on en profite pour ndokkeel suñu famille yi ne fépp fu ñu mën a nekk Dakar Joal Fadiouth on pense très fort à vous di leen ñaanal ay fête yu neex a neex incha allah gërëmaat tonton Garmi moom duñ ko sax gërëm dañ koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi dëgërlaay bi taxaw ni ma koy waxee chaque jour ñun bu rombee Pape Cheikh mi nga xam ne daf ñuy dëgëral di ñu tette di ñu jàppale bu ñuy lim xëj na keneen ku tax ñu ñemeek duñ la jéggi parce que bàyyi woo ñu ci dara yow tonton Garmi bu ñu la woowee pour naani ndox mu sedd sax di nga jóg ànd ak ñun te loolu oyof moo koy maye yàlla na suñu borom dëgëral taxawaay bi ànd bi yàgg li baax li ñu yéene yëpp ba di ñu ko conseiller biir ak biti nag yàlla nañu ko bokk incha allah j'en profite pour remercier Madame Faye Banel pour ma tenue de ce matin elle est joignable au 77 446 28 50 merci ma belle kontaan naa ci sañse yi yu Samb yaa ma ko yekkal waaye léegi moom Banel sama boss la en tout cas merci je remercie également Zeyna borom CFC sama rakk bu doy waar bi nga xam ne ay xeetu baax yu ma soxla yëpp moo ci gaaw xam naa du ñàkk nag Bijou tam mu defaareel la ci yooyu walla yéen encore une fois nuyu naa leen ziar leen bégg leen jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax ñu dem yekkal yëpp wallaay waaw muy bànneex muy naqar alaaj Mamadou Mbaye Garmi sa maamu Serigne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sëñ Moustapha Abdou Khader kuy maamam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nee na prix bi ñu la jox li tax ñu jox suñu heure jeex na waaye dañ doon sargal tonton Garmi moo tax ñu jël fi 5 minutes ko gën fa ñu jëm te mooy jàmm tonton Garmi lañ doon sargal yàlla defal adduna ak àllaaxira ak képp ku la ko yéene amiin jërëjëf peut ngay écarté ci région patrimoine nga national xamul ne dañ doon sargal tonton Garmi tey daf ñuy baal rek Bijou Ndiaye dañuy baalal rek ndax tonton Garmi xewle mu ngi noonu daf ñuy baalal daf ñuy baalal ndax ki tax ñu jël 5 minutes yi jar na ko muy tonton Garmi ñu delluwaat rek di ko sargal di ko ñaanal rek lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén lu ëpp incha allah tonton Garmi ndax macha allah baax rek la ñu gis ci yow ak disponible li ñuy def nag mooy delluwaat rek coro yekkal waa axlu laayeen yëpp xadindooy duñ ko fàtte soxna jaara Baye aada laay caw laay ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn Baye laay sama xaritu bopp ñoom ñëpp tey dinañ leen ko yekkal ci kanam tuuti rek ñu andi leen li nga xamante ne mooy ngalax bi di dellu nag di jaal sama belle famille bu baax a baax masa ci sa maam ji waaw famille maam kii sunu maam ji nga xamante ne ni moo wàññeeku mooy soxna Tene Touré yaay ci Khady Traoré yaay ci Assou Traoré Fatou Traoré Dado Traoré su ma limee rek damay juum famille bi yëpp daal ñu ngi leen di yeesal sunu njaal di leen masaw bu baax a baax bisu à demain incha allah rek ci beneen recette bu subaa nag dinañ ànd ak ki nga xamante ne ni mooy koddu kër gi xéewal traiteur moo nar a ñëw fii dressel ñu suñuy table defaral ñu bu ñu baax xaar leen ko bu subaa bu ñëwee incha allah rek ñu defar suñu table dressé comme ni ñuy def chaque vendredi coro bisous Sophie ci loolu dinañ la ci dóor ba nga tëdd boo moytuwul di remercier ñi jàpp bu baax ci pouponnière bi ñu ngi ci 4 608 090 di remercier bu baax Hassanato ak Dieynaba Seydou Ba Sister d'amour chaque année nga jàpp ci don yi ça me fait plaisir liggéey bi yàlla na gën a jëm kanam di remercier waa Salon Ndella pour ma coiffure téléphone bi 77 151 53 75 ngeen fekk fa Fatima
ak mami ñu defaral leen seen bopp ba mu baax pour ma tenue nag comme ni ma koy defee souvent jeudi Baye Modou Kane Massa Tag Massa Yer Ndak moo fi jaarati téléphone am 77 218 00 19 bu fekkente ne tissu bi parce que ñu bari dañ ma koy laaj Khadim Diagne borom White House moo fi jaar moom tamit 77 544 14 64 yëpp day ñëw ci réseaux sociaux yi encore une fois félicitations à tonton Garmi peut-être ñi ngi jéggalu Garmee ko jar moo tax ñu jël sa temps tuuti di leen remercier ñi doon seetaan remercier équipe technique bi Poté ngi ñëw ak Yeewu Leen Plus mu gën a neex man maa ngi leen di jox rendez-vous dans Yeewu Leen incha allah. Entre passer du temps dans les embouteillages ou passer du temps avec Bénédicte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fas yéen indil leen mbir yu bees yoo xam ni def leen di jëriñ ci seen émission Firi Guent ndax kat mbokk yi émission bu am solo la boo xam ne bii day xamal nit ki avenir am xamal ko liy ñëw ak li koy yàq ak li koy defar ak lan moo ci baax ak ban ñaan moo ci baax gént gu nekk ak na muy tëdde dinañ ci fas yéene di ànd ak yéen di ngeen ko teewlu bu baax bu ko kenn manqué bi jaay nabil karim di leen ñaanal yàlla jàmm Gargote bi c'est mythique depuis ce moment ba léegi sama yaay presque mooy gérer liggéey bi yëpp. yuuru tabaski. waaw mère Thiaba jaay na sama jabar nokos. mère Thiaba daal war nañu wax lan lay sangoo. xaalisu Gargote lañ ma ngeen.